La voix du littoral. seen émission la bu leen banque mondiale may ñu ciy jox kàddu képp ku yëngu ci napp gi wala askan bi. ñi di dem ci géej yéen a waral. jéeri ji at melokaanam pétrole bet gaz bet liggéey bi ci war géej li ci joox te di ko yàq xeeti nappin yi jaarul yoon ak li muy yàq ci géej gi yii ak ponk yi ni mel moom la ñuy waxtaanee ci seen émission La Voix du littoral. man ne bar ñi Tëngéej Samba Jun Caara yi ñëw leen ñu booloo ngir ñu ànd jàppale suñu moolee. La Voix du littoral. seen émission la bu leen banque mondiale may ñu ciy jox kàddu képp ku yëngu ci napp gi wala askan bi. ñi di dem ci géej yéen a waral. jéeri ji at melokaanam pétrole bet gaz bet liggéey bi ci war géej li ci joox te di ko yàq xeeti nappin yi jaarul yoon ak li muy yàq ci géej gi yii ak ponk yi ni mel moom la ñuy waxtaanee ci seen émission La Voix du littoral. man ne bar ñi Tëngéej Samba Jun Caara yi ñëw leen ñu booloo. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ci seen rajo Kayar FM taamu bi ngeen ko taamu ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax Kayar FM 89.1 dinañu fas yéene incha allahu rabi di amaat mbégte bu rëy di ànd ak yéen ci seen émission La Voix du littoral. La Voix du littoral nag doon émission bu leen waa Banque mondiale ak le Fonds nordique de développement jagleel ngir fas yéene waxtaanee lépp li nga xam ne rek moom moo tënk ci wàllum napp gi ak naka la ñuy mën a def ba saafara ko. La Voix du littoral it doon émission bi nga xam ne it Banque mondiale daf leen ko may doon benn plateforme d'échange ngir ñu fas yéene tamit waxtaanee lépp li nga xam ne rek moom mooy jafe-jafe jëm ci wàllum littoral bi. tey nag li ñuy fas yéene waxtaan ak yéen ànd ci mooy li nga xam ne nag moom mooy campagne de pêche yi fii ci Kayar mais laata ñuy dem rek ci Kayar dañuy fas yéene xool campagne de pêche yi ci yenn gox-goxaat yi dinañ ci fas yéene ànd ak ki nga xam ne nag moom mooy El Hadj Moussa Kane El Hadj Moussa Kane doon personne ressource fii ci Kayar nekk tamit ki nga xam ne moom mooy liggéey fii ci rajo communautaire bu Kayar El Hadj Moussa Kane ñu ngi lay nuyu te di la jaajëfal. soxna Marème ñu ngi lay fay di nuyu mbokk yi auditeurs yi ak auditrices yi déglu Kayar FM yëpp à travers La Voix du littoral. et di leen wax ni tey jii am nañu mbégte lool dalal la fii ci studio Kayar FM incha allah rabbi lu nu gën a dugg ci waxtaan wi rek pour gën a mën a yee suñu mbokki mool yi nga xamante ni ñoo ngi liggéey ci géej gi nga xamante ni tey jii foog naa ni dañu ko donn ci suñuy baay dañu ko donn seen i baay donn ko seen baay ñun ñu donn ko te fasal yéene ko jébbal suñuy doom incha allah rabbi lépp lu koy yàq wala lépp loo xamante ni lu ko mën a defar la incha allah dinañ ci waxtaan. jërëjëf El Hadj Moussa lépp li nga xam ne it dafay yàq géej gi duñ ko nangu waaye lépp li nga xam ne daf koy defar dinañ xool naka la ñuy mën a def ba suxat ko ci anam yu leer te it li nga xam ne dana arrangé képp ki nga xam ne rek moom mooy mool nekk ci Sénégal képp waaye rawatina fii ci Kayar dinañ ci ànd aussi ak ki nga xam ne moom mooy Mor Mbengue nag moom mooy coordonnateur u CLPA bu Kayar Mor Mbengue ñu ngi lay nuyu te di la dalal jàmm ci suñu émission La Voix du littoral. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah soxna Mariam ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la dalal jàmm ci Kayar di am mbégte bokk ak yow plateau bi fii ci Kayar ci émission La Voix du littoral nekk émission boo xamante ne bu am solo la ci napp gi rawatina nag ci littoral bi ñu lay jaajëfal bu baax di nuyu sama nijaay El Hadj Moussa mi ma bokkal plateau bi di ko gërëm di ko sant parce que yaakaar naa moom itam moo nekkoon coordonnateur du CLPA bu Kayar liggéey fi liggéey bu rëy itam bi mandaam jeexee ñu wutu ko fi bokkoon itam si ñi nga xam ne moom moo leen formé kon ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu suñu technicien di nuyu sa collaborateur yi. jërëjëf Mor Mbengue di ngi lay jaajëfal bu baax waaw ndax dañu naan xale bu loxoom setee rek ci kattanu yàlla ak mbaaxam dafay mën a bokk ci jotaayu mag kon yow it ñu ngi lay ñaanal jàmm bu baax tey jërëjëfal ak El Hadj Moussa it ci liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne jot na ko def ci CLPA bi
waaye nag dañuy remercier ki nga xam ne rek moom mooy suñu technicien du jour bi ñu fas yéene àndal moom nga xam ne moom mooy Séni à la présentation Mariam Mbengue laata nag ñuy dugg rek jëm ci wéyale spécifiquement li nga xam ne moom mooy campagne de pêche yi fii ci Kayar dañuy ànd ak yéen suñu technicien du jour Séni ngir ñu xool reportage bi ñu defal jëmale ci gox-goxaat yi nga xam ne moom moo wër Sénégal ci seen gis-gis jëm ci campagne de pêche yi. température ndoxu géej ut lu ñuy lekk wala sax ay bërëb yu ñuy jure bokk na ci li tax jën yi di dem dëkk ak dëkk Baara Ndiaye di nappkat. am na moo yoo xam ne dañuy génne fii di topp jën di ko topp ba Kafountine waaw am na moo yoo xam ne dañuy jóge jën fii di topp jën di ko dalee Yoff ba tànk moo xam Mbuur moo xam Joal dafa am nag benn topp boo xam ne booy topp jën yi ba xam ne génn na zone bi nga nekk bi mu nekk exemple mu nekk Dakar ba jën bi jóge fi dem fu mel ni Mbuur wala Joal léegi ci li ngay lakk ci essence di jógee Dakar da ngay dem nga loger Mbuur ba jën wi génne foofu wala nga loger Joal ba jën wi génne foofu moom mooy gën a néew fere te di nga mën a topp jën wi ci li ngay xamee ni muy doxee di ko rey ba keroog jën wi di génne zone boobu yëpp. dem campagne yi bokk na li ko waral jën moo bëreetul ci gis-gisu ba mu wàdd di nappkat bu nekk ca Bargny. bu ñu mësaan a mbaal lolli ba lolli bi di jéey ba sedd bi di commencé di ñëw dañ daan déglu booru Ndar ñun waa Bargny ak waa Thiaroye ak waa Yaraax ñëpp ak waa Mbuur jën bi ñun dañu koy dem dogaale ji booru Kayar di ko mbaal ci Kayar di teer Yoff ba jën bi yëg see Yoff ñu commencé mbaale Yoff di ñëw Yaraax di jaayi bu jën bi yëg see Almadi nag foofu daf fay taxaw di fa taxaw ay weer ñu di ko mbaal loolu nag li tax amatul mooy dama xalaat ne bato yi nga xamante ne ñoom lañ jaay pélagique bi moo tax jën woowu taxawatul foofu ba ñun sax léegi wàlli nañ si waa Ndar ñi li ñuy def léegi ñun dañu koy def te daawuñu ko def. ñàkkum jën di gàllankoor tamit liggéeyu femme transformatrice yi ñoom it dañoo bokk ci ñuy dem campagne yi kenn ci ñoom di Awa Jigal. ñun ñii je me rappelle dañ daan dem campagne yi Casamance nawet bi uti sëdd noor bi di dem Mauritanie kon campagne yàgg na fi te source d'épargne la woon. ci transformation yi ku nekk da nga daan am doom joo xam ne bu ñëwee dina añ dina reer donc li muy liggéey yëpp épargne lay doon waaye yow sa capacité liggéey day yokk waaye yooyu yëpp liggéey amatul ba nga xam ne doom yooyu amatul ko parce que agriculture bi année de sécheresse yooyu agriculture bi doxatul te pêche bi booba moom jën am na mën na accueillir ñëpp. kon dem campagne ci nappkat du fi yàgg la waaye léegi jën yi ni ñuy bareetul tax na ba nappkat yu bëri dañuy dajaloo ci benn bërëb ba tax na léeg-léeg fitna di fa yeewu. jërëjëf Youssouf Bodian si reportage bi mucc ayib bi mu ñu defaree ci li nga xam ne rek moom mooy gox-goxaat yi nga xam ne doon nañ fa def yi ay campagne de pêche gox-goxaat yi nag nga xam ne moom lañ jot a def reportage yi mooy fépp fi nga xam ne rek moom mooy littoral bi te wér ko te nappkat yi nekk fa rek nañ fa fas yéene jaar xool ñoom lan mooy seen gis-gis jëm ci wàllum campagne de pêche. alors El Hadj Moussa Kane ñoo ko gisandoo ndax tey déglu nañu ci reportage bi ñuy wax ne tey. am na ñu nga xam ne dañuy topp jën bi ba Kafountine ñii di topp jën yi ba Ndar muy waa Yoff yi di waa Yaraax yi yeneen gox-goxaat lépp li nga xam ne moom moo wër Ndakaaru dañuy dem ci yenn dëkk yi ndax gis nañ ni foofu la campagne bi doon gën a neexee ci ñoom kon tey bu ñuy wax campagne ci wàllum Sénégal dañuy laaj lan moo daan waral campagne de pêche en général. jërëjëf soxna Marème xam naa dañuy def tuuti historique rek. ci li nga xamante ni dégg nañ ko si ñi nga xamante ni ñooy sunu mag yi nga xamante ni bu jëkkoon ñoom tey jii bu nu musaan daan nappi ba yàlla dogal weer yi nga xamante ni weeru noppalu lañ koy wax ba boog weer yoo xamante ni day fekk jën bi génn Kayar mag ñooñu dañ doon oññeeku dal di dem ci tool yi jël njaboot geeg ñenn ñi yóbbu ci tool yi loolu daf daan nekk benn système de repos biologique boo xamante ni daf daan am ci fii nga xamante ni moo di dëkk bi mais lu dul loolu aussi mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon doon yëngutu ci wàllu baana ñoo daan yóbbu jën yooyu ci doo damoo yor ay fas wala ay gëléem ay mbaam wala ay gëléem di jàllale jën bi di ko yóbbu faneen ak faneen pour man koo di jaay bi nga xamante ni nag yàlla def na jamono di dox comme ni ñu koy waxee muy dox si la ñenn ñi di génn di dem di defi loolu nga xamante ni moo di campagne di jóge ci yeneen gox di dem ci yeneen gox yi mais comme ni ñu koy waxee Kayar daaw nu topp jën ñoom parce que Kayar dañu am campagne boo xamante ni dafa spécifique maanaam campagne boo xamante ni dafa doon door mois de décembre ba mois bi nga xamante ni mooy mois de juillet ñuy napp diggante bii nag jëm boor bi nga xamante ni mooy booru Ndar ndax booru Ndar boobu fii la yaboy bi doon jógee di ñëw alors ñuy dem nag bu ñu déggee nii Ndar jàpp na yaboy rek
ñu xam ni balaa yàgg rek alors dina daanu ci booru Kayar ñuy mbaal nag diggante boobu di ñëw booba sax daaw nu sori comme nii gaal yi sore di dem booru Ndar boobu daanaka boo weesoo fii benn tund bu ñuy wax tund jenwaay boo ko musaana weesu rek daana ko yaa ngi ci naaxi jën yi fekk na li ko daggee Faas li ko daggee Ndar yooyu yëpp booba yabe bi mu ngi ñëw mais comme ni mu ko waxee aussi am na loo xamante ni rupture la ci wàllu jën woowu gisatuñ ko am na ku ko wax léegi jiñ na ko ñi nga xamante ni mooy saxaar yi jiñ nañu ko it yeneen façon xeetu nappin wu metti wi nuy napp nun mool yi yooyu yëpp nag nekk ay facteurs yoo xamante ni tax na léegi période bi nga xamante ni si lañ daan napp daan toog di noppalu période bay tombeek jën dootul am tu es obligé que nga dal di jóg nag di dox ndànk di topp boor yooyu ba boor yi si des ba xam am na jën bu ko defee alors nga mën a continuer sa liggéey. waaw di xool yenn topp yenn gox yi xool ki ndegam am na jën donte it balaa ñuy dugg rek ci li nga xam ne moom mooy spécifiquement campagne de pêche Kayar comme on a fait le reportage bi nga xam ne dafay fas yéene waxtaanee ci campagne de pêche en général Mor Mbengue gis nañ ni donte Kayar moom daawuñu topp jën waaye gis nañ ni ñi nga xam ne ñu nekk ca Yaraax ñi nekk ci Yoof ñi nekk ci yeneen gox-goxaat yi nga xam ne moom moo wër littoral yi ñoom dañoo dikkaat wax naka lañ daan toppee jën yi. waaw soxna Mariam yaakaar naa man ñi nga doon ñu doon def reportage bi xam naa leen te wax nañ tamit dëgg parce que comme ni mu ko waxee jën ku ne xam na ni ab geenam la yor di wër noonu la ñuy wax ñun jën dafa yor ab geenam di wër te mool jën rek lay topp te comme ni ko Bayas expliqué léegi réalité Kayar dafa sore woon ak dëkk yu bëri parce que ñun bokk nañ si dëkk yi mujjee jóg di dem campagne de pêche parce que dañoo teel a mën a saytu jën saytu géej parce que bu ñu waxee ni booy bi nga xamante ne moo limité zone bi ñuy nappee monofilament ak bi ñu koy nattal ñoo ay 1976 ak tey jii nii loolu du ay caaxaan bokkul ak lu bëree bëri si réew mi mais boo jëlee fu mel ni sud bi comme ni ko bënam waxee ñoom toujours dañ daan dabu si jën wi te loolu moo waral sax bu ñu naan campagne de pêche de Kayar waa Kayar taxuñu parce que ñoom ñi ngi sur place mais fu ne leen di jóge gis nga talaar bi muy door a feeñ am na gaal yu jóge Guinée Bissau am na yu jóge Gambie ak fépp ci biir Sénégal ñëw fii ci Kayar di fi campagne si mais li ko indi itam rek comme ni ma ko waxee mooy seet jën te campagne bokk na si li ko créer raréfaction des ressources parce que jënu saa bu wàññi ko day nekk ci benn place su bëree dëggantaan fu waaye làmb daj ko fa mais su wàññi ko day nekk ci benn place bu ko defee ñëpp dañuy jug dem fekk ji ko foofu mu nekk loolu moo waral campagne de pêche di am au niveau national. loolu waral campagne de pêche di am au niveau national El Hadj Moussa gis nañ ni kenn koo xam ne nee na dafa ne moom bu fekkante ne jën bi da nga ko war a topp ba Kafountine ñoom dañuy préférer dem dëkk fa xool lan la leen fa yàlla jox liggéey fa ba mën a ndax bu ñu xoolee ni économie la parce que tey campagne de pêche lu ci ëpp la nga xam ne noonu la daan demee dencukaayu xaalis la woon. waaye jërëjëf soxna Marème damay dellu si tuuti rek. ci fàttali ni jën bi nga xamante ni tey jii moom la ñu di napp muy petit pélagique dafa amoon ay jamono yoo xamante ni mag ñi daaw nu napp boobu jën mag ñi jën bu riche lañ daan napp poisson noble yi ay coof ay ruur ay jarañ yooyu la mag ñi doon napp moo waraloon sunu mag yi nga xamante ni ñoo dëkkee Yoff daan jóge Yoff ñëw ñoom fekk sunu fii nga xamante ni mooy Kayar ba tax na am na benn quartier bu nekk fii ci gannaaw ñu ngi ko tuddee Tant Yoff mag ñi nga xamante ni ñoo dëkkoon Yoff ñoo daan ñëw fekk ci magi Kayar yi ñu bokk dal di nekk foofu nag ab diir campagne ñoom ñoo daan ñëw di campagne fii Mor wax na ko léegi foog naa ni li ko dagee juillet décembre ba juillet boo ñëwee fii sous région beeg yëpp koo gis alors mu ngi fii di ut am koom bu demee nag ba nga xamante ni jamono soppeeku na la nga doon am mënatoo ko am mais tu es obligé nga dal di génn dal di koy wëri faneen mooy waral nag ngay dem di jege ñi boor bi parce que fii mu ne bu dee boori côte nord bi gaal yi di nappe ji fa nga xamante ni moo di boori Ndar am na ñoo xam ni dañuy jóge fii dal di dal fi nga xamante ni mooy Fass. Pourquoi pour limiter distance bi nga xamante ni moom la ñu waroon a daw mool mi mën a noppalu au moins bu amee jën dal di koy mën a teer foofu dal di koy jaay le temps que jën wi di gën di rapproché wu muy man di napp si di teer si Kayar mais bu fekkente ni da nga bëgg fa jën ba ne ak distance bi mu ne nga dem di ko dabu ji di ñëw di teer si waxtu woo xamante ni kaaya nga donc sa frais boobu dafay dal di metti aussi dafay tax itam bu fekkente ni alors yow jàpp nga jën nekk à proximité nga teer foofu
ça te permet nga gagner benn si noppalu waaye gagner it loo xamante ni di nga ko mën a def si sa nu mu tudd sa dépôt. gagné li nga xam ne it da nga mën a noppalu maanaam gagné temps waaye tamit di nga mën a gagné koom par rapport ak dépenses yi nga xam ne war nga ko mën a def donc ñu leen di rappeler rek yéen a ngi déglu seen émission La Voix du Littoral fii si Kayar FM 89.1 bu ngeen bëggee rek bokk ci émission bi di ngeen fas yéene woote ci 33 896 27 86 ñu wéy la rek émission bi continuer waxtaan bi ndax laata it ñuy continuer dañuy xool dalal ki nga xam ne rek xam naa moom Sylla Mbaye day soog a teew xam naa ni ndekki bi moo ko war a kii xaw ma ku koy sumi El Hadj Moussa nañu xool ndax dafa mel ne mburu yaa ngi ci kii bi de kéemaan la El Hadj Sylla Mbaye ñu ngi lay dalal jàmm ci suñu émission La Voix du Littoral te di jaajëfal aussi ci teew bi nga fi teew. waaw jërëjëf Mariam ñu ngi lay nuyu di nuyu ñu nga bokkal plateau bi notamment coordonnateur bi di Mor Mbengue ak ex coordonnateur ki nga xamante ne moom mooy présenté moo nekkoon présentateur émission bu am solo bi nga xamante ne mooy émission mool gi fii nga xamante ne moom mooy Kayar FM di nuyu auditeur ak auditrice su Kayar FM yëpp ndax confusion moom rek dama jàppoon ne 11h la ndekete boobu 10h la maa ngi jégalu si retard bi bu baax a baax di la dalal jàmm yow mi nga xamante ni xëy na yaa déplacé wu fu xaw a sori di la waxaat dalal jàmm ñu ngi nii ñëpp di sant ñëpp jërëjëf El Hadj dama foogoon ni dëkk bi moo la kii rek waaye comme confusion la dañ lay jégal bu baax wuy de rek laata ñuy wuy de dañuy continuer dugal li nga xam ne rek moom mooy avis et recommandation parce que tey Mor da nga wax lu am solo ndax sànq yaa ngi naan raréfaction des ressources moom moo waral jafe-jafe ak ñàkkum jën yi moo waral nit ñi di ko topp ba ci yenn gox-goxaat yi kon tey ñañ déglu recommandation yi nga xam ne rek def nañ ko ci wàllum raréfaction ressources yi. da nga daan tëmb Joal di tàmm romb yaboy di tàmm bàyyi naxu yaboy dem di seeti leneen tey ñu dem nag ba yaboy bi sax gars yi dañuy dajaloo di ko xëccoo fu ñu ne yaboy am na sax gaal yëpp aw fa je pense que problème mu tey bi problème majeur mooy loolu bépp fu ñu ne benn espèce bi daf fi génn ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngatu si mbaal bu ne jëy génn na place tel wala yaboy borom mbaal yëpp aw fa bu ne talaar génn na ñëpp ñuy li nappe caas daw aw Kayar wala Yoff loolu mooy wane ne tey pression bi loolu mooy wane rareté ressource bi loolu mooy wane danger bi am stock bi actuellement je pense que booy démarrer rek da ngay démarrer si agent de pêche yi ñu yor technique de pêche yi ñu yor tey grande capacité yi gaal yi am tey ba pare gaal yi bari. Ces dernières années nag constaté nañu ne vraiment migration yi source de conflit la ndax jën mi ñàkk na méthode de pêche yi bëri na et concurrentiel na tamit donc loolu tamit war nañ ci wuti ay saafara ndax migration bi moom dafa gën a étendu loolu nag defe naa Voix du Littoral li Pierre di wax rek gën a dëgëral ànd bi gën a dëgëral solidarité bi gën a prévenir conflit ak gën a pêche responsable gën a saytu ba géej gi dellu fa mu newoon na ci am solo lool parce que source de stress la pour jigéen ñi nga xam ne seen brabali di dem ba pare xamuñu ci lu ñu nekk léegi loolu dafa bëri. bateau yi bokk na wala mu nekk 80% wala 90% li tax tey jii campagne yi bu ëpp démb bu jokkoon jëy ak wéyal daan dee fii nord côté Dakar bi carrément ñu ko daan napp di ko napp daanaka bu jokkoon li gaal daan génne di dem ay Joal Mbuur bariwul daanaka fii ay nit ko ëppaw nañ bu bàyyi ëpp ba nekk ay mbëgg jëm teeruñu foofu mais nag à l'heure actuelle daanaka suñu géej li ñu fiy toog bariwul li ci ëpp tànk lañ koy dem lan moo tax parce que géej gu gopp tey petit pélagique bi nga xam ne jox nañ ko ba tey bokk na ci li gën a sonal napp gi tey. jërëjëf encore Youssouf Bodian si suñu micro trottoir bi nga xam ne dem na foofu ca yéen Jalaaw delluwaat ci Ndakaaru demaat aussi si Joal ànd ak Ibrahima Kane fas yéene it xool lépp li nga xam ne rek moom mooy naka la ñuy mën a def ba saytu li nga xam ne moom mooy ressource bi maanaam mooy jën bi te xool it nan la ñuy mën a def ba wàññi effort de pêche yi El Hadj Sylla gis nañ ni recommandation yi tey mi ngi noonu ndax tey dañ ko wax parce que nee nañ femme transformatrice yi dañuy am jafe-jafe bu bëri jëmit ci wàllum ñàkkum jën bi parce que raréfaction poisson yi bu ñu ne petit pélagique gis nañ ni moom mooy moom mooy jën bi mooy yabooy bi tas bi yabooy mbërëg mooy jay bi yooyu yëpp ci la bokk tey bu yëng te gis nañ ni dafa nekk lu raar léegi ndax surexploitation ressource bi waaw surtout loolu ndax it li may jàpp rek mooy li ko waral mooy concurrence bu metti bi
ndax concurrence bi léegi yematul ci gaal ak gaal mais bu fekkee dafa yem ci la pêche artisanale ak industrielle surtout industrielle bi nga xamante ni tey jii am na ci bateau yoo nga xamante ni buñ leen signaler ay licence moo xam ne signaler ay accord li nga xamante ni moom la ñuy def mooy en général ay jën la ñuy ciblé mën nañ jàpp pélagique bu dul jeex mais duñ ko doyee dara buñ paree dañ koy def rejet lépp la ñuy tuuraat ci géej ça veut dire que ni ñoom jariñoo wuñ ko mais kenn du ko jariñoo la preuve mooy nii may wax ak yow nii am na ci ay gaal yoo nga xamante ni ñu ngi dem di gëti li nga xamante ni moom mooy waxandoor ñu koy wax ton yi nga xamante ni moom la pour ñu jàpp ko xam nga nu ñuy def dañuy jël benn somme bu modite mais moom la ñuy yóbbaale ci bateau yi bu ñu demee ba àgg li ñuy jënd mais appât bi ñuy jënd ni ñu ko tuddee moom mooy mbalit mais dafay nekk ay ler nekk ay chinchard nekk ay maquereau nekk ay yaboy yi nga xamante ñoom doyewuñ ko dara ba waroon kaa def rejet ñoom moom la ñuy jënd buñ ko jëndee buñ gisee naax bi di ñëw dañuy ñëw kar naax bi daal di sànni ba mu nekk toos ñu daal di kor benn jën sànni ko ci biir léegi bu ñëwee 95% pour mu gàddu jën boobu lan mën a jàppe ton bi nga xamante moom lay jàppe à l'heure actuelle bii may wax ak yow nii fi mu toll nii moom la gaal di kii ça veut dire que ni bu fekkee ñoom même buñ ko jàppee sax après ñoom dinañ ko jëriñoo ñu mën a wax mais amul droit bu teeral ko dañ ci jàpp ay tonnes yu dul jeex mais ci géej da ngay daw ba si yaa nga gis naax boo nga xamante ni presque da ngay xool ba fu sa bët yam lépp dañ ko tuur mu nëb ci géej gi te loolu bon jàpp naa ni amul benn njariñ concurrence bi daal bokk na si li nga xamante ni moom moo ñu bëgg a rey ba femme transformatrice la nga xamante ni moom moo waroon a teer si seen teeg ba kenn ñoom ñu mën kaa jënd mareyeur yàpp ba fees mu wóor que ni amatul fu mu teg jën femme transformatrice nekkoon bi nga xamante ne moom mooy deuxième atu bi mais fi mu toll nii mënatu ko am ndax concurrence boobu nga xamante ne moom mooy am ci kaw parce que jën tamit dafa am fu muy wàcce comme dafa am fu muy wàcce bu ñu ko fa dogalee def ko li ñu koy def ça veut dire que ni mu agsi ba ci pêcheur problème lay doon waaw loolu problème lay doon kon it mu doon li nga xam ne rek dafay interpeller li nga xam ne moom mooy pêche responsable Mor Mbengue parce que tey bu ñu waxee ni waa pêche industrielle dañuy jël jën yi jël ko mais duñ ko jëfandikoo dañ koy sànni alors que am na ñi nga xam ne ñi ngi fi toog tey di xool nu ñuy jëfandikoo loolu ba dimbali ci gox-goxaat yi nga xam ne mënuñu sax jot ci jën boobu Mor kon loolu jar nañu xoolaat jëmale ko ci wàllum pêche responsable. waaw soxna Mariam comme ni ko El Hadj waxee parce que tamit bu ñu waxee dëgg rek ku ne xam na ni géej gi liñ ko yen sax antandu ko te saa bu ñu yeewoo ñoo ngi gis ni ñu ngi yokk liñ ko doon yen bu ñu nee pêche artisanale day am nañ 22000 embarcations 20000 yoo xamante ne am nañ immatriculation loolu rek lu jar a saytu la léegi bu ñu waxee loolu ba pare ne gelé nañ léegi mayatuñu kenn nga liggéey gaal gu bees ñuy signé ay licence de pêche di waxtaanee ak di maanaam tey li may hélas dafa am buntu bump bi muy rejet yeeg yu demee noonu mais pêche yeneen moo gën a garaaw te pêche yeneen li mu làmboo dafa bëri. exemple bi may joxe rek mooy tey gis nga chinois yi boo leen signalé benn accord benn licence parce que chinois yi dañu bëri ci àddina bi parce que on parle de 17000 bateaux yoo xamante ne ay chinois dañ kaa liggéey tas ko ci àddina bi. ñii ni plus de 750 mi ngi Afrique de l'Ouest te Afrique de l'Ouest ku ne xam na ni Sénégal bokk na si ñi nga xamante ne si ñoom ñoo si gën a ubbeeku si wàllu géej gën fee néew surveillance aussi te benn bateau chinois bu am licence mën naa dugg sa géej defi napp dugal fi fukki bateau ak juróom yoo xamante ne amuñu licence. te loolu lu mu doon est yeneen beneen bi si des mooy par rapport ak li nga xamante ne moom la ñu façon nappin yi ak licence yi ñu leen di jox li may wax toujours mooy nit ñi dafa maanaam état bi si jëm boppam dafa am côté boo xam ne daf see xaw a faible parce que bu ñu demee bañ ni nañu def licence de pêche li ñu war a njëkk a def mooy gëstu recherche bi lan la joxe recherche bi la man fan la sunu échec toll lan la ñu am nga sa kër bala nga naan nañu soppi toggin da ngay xool sa poos lan moo ci nekk. tey boo dee togg ceebu jën ba saa nga bëgg a changer cin di nga xool sa poos lan moo ci nekk bala ngaa dem di changer cin te loolu état bi bàyyiwu sax beneen bi si des mooy wax na ci biir géej gi mais ci kaw joor gi implantation usine farine de poisson yi loolu dafa nuyuwaat doonaat beneen pression si li nga xamante ne moom mooy ressource bi mais yooyu yëpp bu ànd ak loolu tamit ñun pêcheurs yi artisanal yi ñiy def pêche responsable dafa bëriwul parce que kenn ku si nekk noo amee baax na noo mën a amee baax na te loolu aussi dañ kaa war a saytu te loolu lépp tamit si défaillance su état bi la parce que lan moo tax man défaillance état bi mooy état ñoo war a am courage bu doy nii code de la pêche bi ñu tëgg ñoom seen jëm bopp ñu àndandoo ak tëgg ba ni lii la ñu war a def pour géej gi normal
ñu appliquer ko à la lettre taxaw si nit ñi appliquer tënku si code de la pêche parce que bu ñu nee monofilament soxna Mariam yow mosoo dem géej mais bu ñu la wanee monofilament ni muy nappe yow mi nga xamante ne xamoo géej boo xamul géej sax yow lébu nga sax mais boo demee si ku xamul géej nga tegal ko ni que lii système nappukaay danaan lii baaxul parce que ku ne xam na ni monofilament repp dee reppul dee bëgg a dee bañ a dee beneen bi si des mooy boo ko pertee day continuer napp di gën a yàq géej gi parce que gis nga fi ñu nekk nii muy rajo bi suñu jékki-jékki woon bas yaa ñu sànni fa mala bu nëb ñun ñëpp dañuy daw génn léegi nag loolu imagine li El Hadj wax yéen ni déverser si biir géej gi industriel di ko def jël lu ñu soxla wala lu ñu amul droit teeral ko di ko déverser si biir géej gi muy nëb monofilament bi di dagg di jàpp jën woowu di dee di nëb loolu lépp bokk si li nga xamante ne tey ji day dàq jën yi boolekaak nag di gën a alak jën wi loolu bokk na si li nga xamante ay malversation la yoo xam ne war nañ kaa jima sens si système bi. waaw monofilament it doon lu doy waar ci géej bi tamit mais lu ñu war a xam rek El Hadj Moussa mooy pratique yooyu ñan ñoo koy def pratique yi ñi koy def ñan lañu parce que tey monofilament boobu waa pêche artisanale ñoom ñoo koy utiliser donc kon pêche responsable boobu pêche industrielle am na ci part waaye aussi pêche artisanale war nañu xool ñoom it naka la ñuy mën a doxalee ba yenn engin de pêche yi nga xam ne dañ ko interdire ñu bañ di ko utiliser effort de pêche bu bari bi it di ko saytu bu baax di ci am xel El Hadj Moussa. jërëjëf soxna Marème damay dellusiwaat tuuti rek si raréfaction bi nga xamante ni moo am si ressource bi ndax am na ñu ko wax léegi pression bi dafa bari tey ji kër boo daan dem di fa dugg di fa fekk benn gaal boo moytul yaa ngi fa fekk ñetti gaal mbokk yi nga xamante ni ñooy sunu bokk parce que dafa amoon ay jamono yoo xam ni nawet bi dafa naax saay bariwul bokk yi nga xamante ni ñoo nekk ca kaw jor ko ñëw fekk sinu ci fii nga xamante ni mooy tefes indaale it ay njaboot yooyu nga jàngal leen géej ba nu mat ki nga jàngal géej ba mu mat li mu bëgg mooy dem dal di am matériel dal di dem dal di liggéey bu fekkente ni fekkoon na fi fukki gaal alors bu fukki nit ñëwaatee mokkal géej da nga leen utalaat fukki gaal ci misaal bu ko defee alors loolu day dal di bari ci li nga xamante ni mooy effort de pêche bi effort de pêche nag bu baree te jën bi bareetul ñu di ko kar boor bu ne di ko napp di ko sonal dafay dem ba fi muy dajee dafay néew bu ko defee foofu muy dajaloo bu néewee nag te ku nekk dal di sàmmatoo ca ngor mooy waral nag alors conflit yi dal di juddu histoire yi di am ak yooyu di am nga del si nag si li nga xamante ni moo di monofilament état moo ni baaxul moo ko aaye ci code de la pêche ni monofilament baaxul gox bii nga xamante ni moom nga ñëw tey jii muy Kayar nga xamante ni bari na lu ñu leen cité si pêche responsable kenn du fi def filet dormant xam nga filet dormant code de la pêche aayu ko mais nun ci Kayar ñoo xool ba ni lii baaxul ci napp gi nan ko bannir ça nous a fallu ñu am fi ay accrochage ak sunu ay mbokk yoo xamante ni ñoo bokkoon lépp mais bi ñu demee ba ci biir xam na ni lii Kayar nekkoon moo di réalité mooy dëgg donc ñu dal di ñëw ñu ni monofilament ñu ni comme ça que monofilament de code de la pêche moo ko bañ ñun sax fekk na nun bëgguñu ko kon bu ko fi kenn def donc kon lan moo waral muy dugg Sénégal ci frontières yi lay jaar fan lay jaar ak fu mu mënti jaar rek ñi nga xamante ni ñooy douanier yi wala ñeneen ak ñeneen ñoo ngi ci boor yi tey jii loolu bu duggee fii rek am na fu mu jaar bu fekkonte ni ñooñu war a saytu loolu ñu ngi koy saytu du fi jaar mais nag muy phénomène boo xamante ni dafa tas léegi nee naa la Kayar côte kese dong rek fii au niveau du Sénégal moom rek mooy ki nga xamante ni nii alors deful pêche monofilament mais tefes yi si des yëpp de Saint-Louis ba kere ngay dem Kafountine Cap Skirring ñëpp presque napp boobu la ñuy def loolu nag foog naa ni comme li ñuy wax rek bu téeméer bu kenn dee gas téeméer di suul foog naa it foofu pax du fa gaaw a am de fait que monofilament yooyu nag faaw ñu joxañ suñu bopp nag ñun acteurs de la pêche parce que ñoo koy jël di ko utiliser d'une façon boo xamante ni c'est pas rationnel xoolal géej gi ni mu toll tey jii nga dal di bëgg a jël mbaal kii monofilament boo xamante ni ça fait 2 kilomètres wala 1 kilomètre 500 wala sax am na ñoo xam ne ñu ngi naan day na dem 4 kilomètres nga lal ko ci géej gi pour benn pirogue kaneen bëgg a def noonu kaneen bëgg a def noonu donc fa jën wi doon jógee di wàcc di traverser di ñëw si suuf dootu ko def parce que am na loo xamante ni nii moo ko kar muy monofilament boobu donc pêche boobu nga xamante ni tey jii pêche illicite la nit ñi dañu koo war a bàyyi beneen bi si des mooy Mor wax na ko bateau yi nga xamante ni ñoo nekk si géej
xam nga li waral coow li dal di am dafay tombeek nun moment bi fi nu daan napp comme ça que dem na ba mu xat dañuy yéegaat tuuti fi ñuy yéegaat tuuti nag ñenn yi ak bateau yi ñoo ko bokk bateau yi moo waral fi ñuy ñoom di mbëkk yenn gaal yi parce que gaal yi zone bi nun noo ko moom nun kenn boo yéegee ci kaw tuuti ñoo bateau yi ñoo ko bokk boo yéegaatee ci kaw bateau yi donc ñoom ñoo ko moom zone mixte boobu nga xamante nag ñoon fi la nu ne te fi la jën wi ne foofu wax dëgg yàlla il faut mool mi dal di fay dem lu ko mooy du am dara moo tax ñu doon ñaan état wax nañ ko ba tey pour ñu yokkal nu zone 6000 marin boobu yóbbul nu ko bàyyi 12000 wala 13000 pour que gaal yi saxaar yi gën a mën a yéeg ci kaw gaal yi loo ciy mën leen ki bu ko defee accident yi ak yooyu ñuy wax conflit yooyu mën a dakk mais daal li ñuy wax itam bokk na ci Mor wax na ko sànq ay bateau yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ci biir géej gi et foog naa ni ku nekk dégg na ñuy demander audit pavillon yi saxaar yi nga xamante ni ñoo fi ne ak jën yi ni napp bu ko defee ñu xam leen parce que jën bi nga xamante ni tey jii moom la ñuy waxtaane muy petit pélagique jën boobu tey jii mooy dem fépp foo xamante ni mooy Sénégal jën boobu tey jii ña ko fay yóbbu ci fu soree sori nga xamante ni mooy jigéen ñi bu nu amulee produit boobu jën boobu du mën a dem foofu te foo dem ci Sénégal lu mu sori bu midi jotee ñu taajal la ceebu jën lan moo ko waral parce que jigéen ñi dañu amoon produit bu baax di ko conditionné di ko yóbbu muy dem ca fa nga xamante ni moo di biti dëkk yu sori ya ñuy faral tam di wax ni jigéen ñi loolu ñuy liggéey dafa am loo xamante ni daf ko doon def ci wér-gi-yaramu doomu aadama parce que dañuy faral di wax ni xale dafay xiiboon dafay te jën bi ñoom ñoo ni loolu dafa am vitamine yoo xamante ni dafay dindi lompoñ dafay dindi ak xiiboon ci xale kon jigéen ñi bu nu amatul produit boo xamante ni dinañ ko mën a yóbbu moom ca biir dëkk ba foog naa ni foofu it coono dafay dal di am ci seen boor yooyu. coono dafay am ci seen boor yooyu mu doon li nga xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax parce que tey El Hadj Moussa petit pélagique yooyu ñuy wax dafa am ay protéines maanaam ferñeent yi am solo yoo xam ne daf koy def ci doomu aadama kon ñi nga xam ne it tamit ñoom ñoo nekk bourse yi nga xam ne bëriwul néew di doole la ñu doon ñoom it ñoom ñoo jotale ci jën yooyu. kon donte ñi nga xam ne seen poche diis na waaye nañuy bàyyi xel ni ñii jën bi rek la ñu am di ko bàyyi xel de El Hadj Sylla leneen li nga xam ne rek tamit moom la ñu bëggoon waxtaane parce que tamit dañ ne raréfaction poisson yi lan moo ko waral ñàkkum jën yi maanaam usine de farine de poisson yi parce que gis nañ ni usine de farine de poisson yi indi nañ jafe-jafe yu bëri bu ñu xoolee ni 5 kilogrammes de poisson nga war a jël pour am 1 kilogramme de farine kon loolu it jar na ñu koy bàyyi xel El Hadj Moussa. waaw jërëjëf soxna Mariam ñu ngi lay santaat bu baax ci li nga xamante ni moom nga poussé muy réflexion bu am solo boo nga xamante ni ñëpp dañ cee war a am ab taxaw seetlu parce que usine farine de poisson mooy lan déjà comme ni nga ko waxee ni da ngay am 5 kilos à 7 kilos pour am benn kilo farine de poisson beneen bi ci topp mooy bu fekkoon lu ñuy lekk la maanaam dañ koy transformer ba pare mu nekk loo xamante ni lu ñuy lekk la ñu mën a wax mais ginnaaw bu ñu ko transformer ba pare li ci ëpp nu ñu koy def mooy jën ya nga xamante ni moom la ñuy yar ñoom moom la ñuy defar ay aliments yoo nga xamante ni ñoom lañ koy xonte mooy bi jiitu beneen bi ci topp mooy ñu koy wëgg ay mbaam ay fas ak i mbaam xuux waaw léegi sénégalais bi nga xamante ni tey jii bu fekkee daw nga lu matul 20 kilomètres de Kayar mën nga jaay kilo jën à 500 jusqu'à 600 francs lu matul 20 kilomètres laa wax de Kayar parce que man sama yaay jógee Kër Matar la mais fi mu toll nii da ngay gis keesu jën di jar Kayar 10 000 francs mais boo demee dañ lay jaay benn jën à 600 francs muy li nga xamante mooy macaro muy wëyëng benn jën lu mu lamb Kayar boo demee 600 500 lañ leen koy jaayee ñoom waaye léegi segem ñoom ñoo jotiwul ci loola ba mu mën a jar loolu waaw léegi nan lañ mën a autoriser loo nga xamante ne mooy farine de poisson mu ñëw di nappaaji jën wi ginnaaw ba mu ko nappaajee nalka bàyyi ba mu nëpp maanaam mu jël juróomi kilos yi farine de poisson pour 5 tonnes nga am ci benn tonne boo xamante ni dafay nekk farine de poisson te lii moom mooy sabab bi amul lenn lu ñu ciy lekk xanaa li nga xamante ne moom la ñuy wëggee jën wi nga xamante ne moom la ñuy yar en Europe ak fii ci Afrique beneen bi ci topp mooy li nga xamante ne moom la ñuy jox seen i jur est-ce que noonu la war a demee muy benn ñaareel ba damay wax te ci rajo laay waxee du loo nga xamante ni dañ ko bañ totalement mais dañ ko encadré mais ci kaw encadrement bi ñun li nga xamante ne ñooy ci inquiétude bi gën a rëy ñun waa Kayar mooy dañoo ñëw ba fekk benn kaw lotissement ñu jël usine farine de poisson def ko fa
kon ça veut dire que ni bu fekkee dem na ba war a am est-ce que si yan norme la war a amee ndax loolu mooy la question bi nga xamante ni moom la ñuy gën a poser ndax li tax mooy état surtout si wàllu pêche daf see la ji dëggantaan parce que politique bu cohérent la ci amul kenn xamul li mu ci bëgg day signaler gauche ba nga ni gauche la jëm mu jàdd droite wala mu signaler droite ba nga ni droite la jëm mu jàdd gauche parce que Kayar ni mu jiitoo woon dëkk yi tàggunu suñu bopp ci wàllu gestion de la ressource ñu dem ba ni dañuy samp usine farine de poisson Kayar loolu contradire waa Kayar la mais nag terrain bi moom mënul yomb te incha allah lépp loo nga xamante ni ñoom jël nañ décision pour def ko maanaam lu ñu ci mën pour contrecarrer que le maximum dinañ ko def parce que li tax it mooy dañu jàpp ni fi mu toll nii kuy boot mataloo jàpp naa ni mënoo booti gambu parce que loolu moom mooy li nga xamante moom mooy am ci géeju Sénégal mënuñu boo demee Guinée pêcheurs yi nga fay fekk ñu am problème ay sénégalais lañu nga dem en Mauritanie te ñaar yooyu mooy suñu sous-région Guinée la ak Mauritanie foofu lañ frontière te ñi fa ëpp ñuy napp ñi fa ëpp ñuy am problème mais ay doomi sénégalais lañu kon ça veut dire li nekk ci réew mi doyul ba ñuy jëggaani waaye nan lañ mën a jëggaanee di signé ay licence de pêche nan lañ mën a jëggaanee ni dañuy ut farine de poisson parce que dañuy nappaaje jën pour def ko nangam loolu amul benn cohérence waaw loolu amul benn cohérence lu ñu jara saytu la xool ko ñu leen di fàttali rek yéen a ngi déglu seen émission La Voix du Littoral mun ngeen woote ci 33 896 27 86 ngir participer joxe say participation wala tamit nga poser ay questions jëmale ko ci wàllu campagne de pêche bi nga xam ne moom mooy thématique bi tey kon bu ñu xoolee rek li ñuy jar a wax ndax tey bu ñu nee farine de poisson li ñu ne mooy charte yi ñu tegoon ne moom la ñu war a utiliser ci farine de poisson yi lan la jën yi nëpp yi wala bu jën bëree ba ëpp boobu la ñu war a jën utiliser ko def ko farine de poisson loolu lu ñu war a gën a bàyyi xel la norme yooyu est-ce que nit ñi ñu ngi koy respecter est-ce que aussi usine de farine de poisson yi dañ ko war a def n'importe où El Hadj Moussa. waaw jërëjëf soxna Mariam xam nga da nga lal mbir moo xamante ni dafa sensible muy usine de farine de poisson benn dafay créer li nga xamante ni mooy pêche irresponsable ndaxte tey jii ki nga xamante ni tey jii yàlla dogal na moom mu ngi dem di nappi bu gisulee dara rek jën bu sew bi nga xamante ni moom la doon aaye moom bu ko gisee daf koy napp parce que danaan bu ma demee usine ba dina ko jël déjà kooku rek dafay créer loo xamante ni si ressource raréfaction ressource bi nga xamante ni tey jii kii waxoon na ko léegi Mor muy pêche immature boobu nga xamante ni moom la nit ñi def di napp jën bu sew boobu loolu day favoriser li nga xamante ni mooy mool bi di napp jën bu sew donc usine de farine de poisson comme li nga wax déchet lañu wax déchet nag mooy jën bi nga xamante ni tey jii dafa dem ba comme la nga xamante ni moo fi amoon te loolu amatul am na fi at yoo xamante ni yàgg na dañu dem ba amatuñu fu nu def jën ñuy gas ci suuf di suul jën bi mais yooyu période c'est révolu amatuñu jën ku amatul jën nag yow li nga am doy la jigéen ñaa ngi nii boo demee siin seen mbaar yi c'est à sec dañuy wëndeelu ñu nga lal seen i basang di tëdd kon ko foofu tey jii xam nga ni jën boo ki amul jën bu mu liggéey foog naa ni pour yóbbu jën usine bon du nekk loo xamante ni priorité la donc bu nu ko indee fii cela veut dire que ña nga xamante ni ñooy baana baan yi nga xamante ni ñoo fi indi jën yeneen gox la ñu koy jëlee daal di ñëw di ko indi fii comme ça que yeneen gox nag la ñu koy jëlee di ko ñëw di ko indi fii je pense que ñoom li gënoon mooy gox yooyu ñu koy jëlee ñoom bu nu ko fa mënee implanté ñu implanté ko fa moo doon gën mais aussi andi ko fii nga xamante ni wax dëgg yàlla dëkk la boo xamante ni ñun li ñu soxla si jën sax amuñu ko et kooku concurrence la boo xamante ni dafay concurrencer jigéen ñi te da leen di sonal te jigéen ñi nag am nañ lu ñu téye nag ci kër yi. jigéen ñi am nañ lu ñu téye ci kër gi dafay concurrencer li nga xam ne rek moom mooy liggéey jigéen ñi te indi leen ay jafe-jafe ci jigéen ñi la ñuy desandi rek dem ànd ak ki nga xam ne rek moom mooy Mati Ndaw nekk fii ci Kayar doon femme transformatrice bu mag ñu déglu ko. Mati Ndaw Kayar zone Mati Ndaw Kayar ñu ngi la fekk fii ci Kayar fas yéene waxtaanee lépp li nga xam ne rek moom mooy campagne de pêche yi campagne bi bu jëkk Kayar naka la daan mel bu jëkk campagne Kayar da daan rëy fépp la waay di jóge fii ba but da ngay gis jën yi jale ñëpp kontaan même transformatrice sax day ñëw jënd bay dem te du gis moroomam bu ko defee ñi jóge ñëg feneen ñëw sàkku si lu ñu am ñoom tamit bu ñuy ñibbi dañuy bég ku ne day yóbbaale li nga xam ne mooy sa wërsëg yóbbu ki sa njaboot kontaan bég ñi nekk fii tamit tubaarkàlla macha allah saa bu campagne jeexee da ngay gis ñii takki soxna ñii di defar seeni kër di tuxu ñii di tabax ñii di daaj ay gaal yoo xam dañuy waajal ku am benn gaal ren bu déwee na nga wut beneen gaal
bu amee ñaari gaal bu déwénee nga wut beneen gaal muy loo xam ne mbégte la woon lool ba jën yi bari waayu jën bi sax moo taxoon fépp fu waay nekk bu campagne Kayar commencé mois de novembre danga daal daw ñëw wut si ñi mën a dëkk ñi wut néegu luyaas ñu commencé liggéey muy loo xam ne tubaarkàlla macha allah même transformatrice yi bu campagne bi jeexee ku ne day jënd la muy jënd yóbbu ci këram bu dee meuble wala matériel lu mu doon nga jënd yóbbu sa kër. mais daal kon différence bi bari na lool. différence bi bari na lool macha allah bari na parce que ñun liñ daan jaay ci ay tonnes kenn xamu nu mu toll. liñ daan jaay ci tonnes kenn xamu nu mu toll waaye day yàlla de mooy dogal ak lu mu mën a doon dogal bi yàlla nag ku nekk nang ciy ànd yàlla noonu yàlla jàppale. pêche actuellement moom en tout cas bateau de pêche yi étranger yi ñëw yii ñu fas yéenee signé. tiital na nit ñi de yokku na nag wàññem koom feer ba yokku wàññem koom yàlla de moom buur la lu ko neex mu def ci jàmm de suñu borom yàlla yërëm nu. jërëjëf soxna Mati Ndaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci li nga xam ne moom mooy extrait bi kon Mor gis nañ li nga xam ne rek moom mooy soxna Mati loolu la daanale yàlla de yërëm ñu yow yaay buur kon nga xam ne foofu désespoir mi ngi fa ndax tey bu waxee nee na ay tonni tonnes lañ doon jël di ko yóbbu ay yeneen dëkk di ko jaay tey ñu am jafe-jafe bi ndax raréfaction poisson bi. waaw may nuyu Adja Mati Ndaw au passage di rafetlu kàddoo mi xam nga laaj la mbay mi dañuy bokk ay groupe WhatsApp yu bari fii si dëkk bi mais des fois day jikki ba si mu ni yàlla nañu yàlla yërëm nit ñi di ko reetaan mooy li Adja Mati wax désespoir la mais nag sant yàlla te comme ni mu ko waxee ñun bi man ak ku mel ni man bokk na si li ak sam njàng jën wu bëri fii ci Kayar ku si ne bokk na si li tax nga bàyyi jàng jën wu bëri te loolu barki démb la ba année 2000 géej gi dafa bëri jën ba année 2000 jëm 2008 mais diggante 2008 jëm si nii lu ñu dal rek foofu la ñu dale parce que foofu c'est la accord de pêche yi commencé c'est la implantation une farine de poisson yi commencé si lañ gën a xabtalu nag ci wàllu surtout nag diggante 2014 jëm nii nga xam ni monofilament dafa mel ni léegi si dafa mujj dagan te bokk na ci li ko indi état bi si jëm boppam ñàkk a jël responsabilité bi tey comme ni ko Mati Ndaw waxee ñoom jigéen ñi rek dañ doon assurer lu bari si kër yi parce que néew nu campagne bu daan dem ba jeex doo gis suñu yaay yi doon liggéey si site de transformation yi nga gis ñu wàcce ay meuble wala ñu wàcce ay matériels yu bees di changer seen chambre à coucher ñenn ñi tabax ay kër fii Kayar am na ay femmes micro mariées yoo xamante ne si seen fonds propre si lañ tabaxee seen i kër ñu ngi seen biir ménage nekk seen borom kër liggéey ba tabax seen i kër def ko ay location fii ci jënu Kayar lañ ko doon liggéey mais léegi dépasse quotidienne mënatuñ ko see assuré kon war nañoo xam fi ñu jëm baaxul léegi nag loolu bu ànd ak ñu ni dañuy indi farine de poisson wala dañuy def licence de pêche man licence de pêche su jaaree yoon licence de pêche su jaaree yoon du ma nakari xam nga lu tax parce que su jaaree yoon ñu teg ko si yoon rek Sénégal kenn du ko fi signé mais farine de poisson mooy sama problème parce que nan la xam nga Mariam nit ñi en général bu ñu def étude de projet dañoo war a xool durabilité bi exemple bu dee yow da ngaa étudier woon Kayar en 2003 nga ne 2003 de jën bëri woon na bañ suul ka léegi nga tëgg si loolu projet ne Kayar kat dañ fay suul jën nga tëgg projet daal ni kon jënu ni suul woowu bu ma ko dajalee war naa see gagné tant de milliards ñëw implanté sa une usine farine de poisson si loo xamante ne gént la woon parce que lu jàll la 2003 nga ñëw ba 2020 2019 2018 2020 nga ne da ngay tabax farine de poisson boo xamante ne pour déchets yooyu nga mais waxoo dëgg te yow déchets yi taxulaa jóg da ngaa ñëw pour def concurrence bi nag dafa delluwaayal xam nga ndax lan mooy dina alal femme transformatrice mais ressource bi moom moo ciy gën a yàqu boo gisee ñun depuis ñu ni farine de poisson ñu jóg taxaw teg ci suñu bakkan ne doo am fii si Kayar lan moo ko waral mooy gis nañu ngàññi mi indi parce que ñun dem nañ ay tournée au niveau de la sous-région dem nañu Mauritanie dem nañ Guinée dem nañu Guinée Bissau fenn fu ne dem nañ fa gis yan fa jote implanté jafe-jafe yi muy jural askanu benn mooy problème mu ressource bi ni ñu koy alage mais bi si ëpp mooy pollution bi nga xamante ne daf koy polluer li nga xamante ne moom mooy environnement bi te ñun tamit tout le monde a le droit de vivre dans un environnement très sain. kon lan moo tax ñu war a mën a jël ay farine de poisson di ko implanter dans des lotissements rawatina nag pour
gën a jige géej gi gën a mën a alak li nga xamante ne moom mooy ressource loolu moom mooy suñu inquiétude. waaw inquiétude boo xam ne it moo jaaxal ñëpp parce que El Hadj Sylla Mbaye Mor Mbengue wax na ka nee na léegi bu ñu xoolee ni bu njëkk bu campagne daan jeex Kayar ñi dinañ tabax kër ñi dinañ changer seen i meuble ñi dinañ ci def lu bari kon campagne bi mën nañ leen di campagne Kayar démb amoon na solo loolu. waaw man de bon comme ni ko Mor waxee xam nga Adja Mati noonu ma ko waxee nu ko raw noonu la amee parce que tamit ça fait 22 ans ñu nekk chef d'entreprise parce que ça fait 22 ans ñoo yor ay matériel muy tëmb ak a teer mais si lu ñu mën a wax lu gàtt rek de 98 en 2003 li ñu doon gagné presque 17 ans yi ci des yëpp gagné wuñ ko parce que 2003 fekk na ma yor ñetti gaal ak ñetti machines yu tëmb ak a teer kon li Mor di wax ñun mën nañ jël exemple suñu bopp ndax fi mu toll nii yaakaar bu fekkee des na ci géej rek par force ñu am ay jéego yu am solo yoo nga xamante ne dañ koy def pour loolu am parce que géej gi dafa amul politique bu baax boo nga xamante ne dañ koy politique ngir loo nga xamante ni dina soqalikuwaat amul benn politique bu baax comme ni ko Adja Mati waxee 2003 lañ fi mos a suul jën te lépp motul 5 tonnes 4 tonnes et quelque la te bis boobu li ko waral mooy Kayar dana am problème bu ngand mooy dëkk la boo nga xamante ni parmi les 3 premiers ports de pêche yi nga xamante ne moo nekk Sénégal mais dafa am problème boo nga xamante ne majeur la muy góom boo xamante ne fu ne jooyee nañ ko fa mënul fexe ba wér Kayar bu ma ko waxee ci rajo sax ñun dañuy rus ñun parce que amul usine de glace waaw à la place de usine farine de poisson lan moo tax mënu fa def usine de glace lan moo tax mënu fa def complexe frigorifique boo nga xamante ne presque lu mat 5 ans ngi ñu ngi koy traîner dinu ko naxe te sabab bi lépp loolu moo ko waraloon parce que jour boobu oto yi dañ doon dem ba kilomètre 50 di dem ba Diamniadio di dem ba Dakar di dem ba Mbour pour jëli glace di ñëw di ko jaayaat mais jour boobu ñu ñëw mu tombeek cooroon reproduction glace dafay yeex ñu dem rang ba yàgg jën mënul xaar jën bi nëpp noo koy def te faute bi lu mu doon mooy Kayar ak fi mu toll ci napp amul usine de glace léegi à qui la faute même bu fekkee maanaam population yi ñoom ñoo natt cotiser pour defal li nga xamante moom mooy usine de glace bu fekkee amul amortissement ak courant bi ni muy cher usine dafay daanuwaat kon état moo war a def politique bu mel noonu est-ce que état bàyyi na xel Kayar ñaata milliards ñaata chiffre d'affaires lay dugal ci li nga xamante moom mooy wàllu napp léegi loolu moom moo waraloon loolu mais par exemple pour wax la maanaam du exemple bu ñuy jëli fenn li may wax je parle sous le contrôle de Mor Mbengue et El Hadj Moussa mi nga xamante ni Kayar de nature moom la mos a xam mais 98 2000 2001 ba 2002 ba 2003 booy seet 5 ans yooyu moo mën 17 ans yi kon it loolu lu palpable la lu mën a téye suñu loxo parce que li ñu nekk ay gune am na ci loo nga xamante ne ay expérience yu ñu dundaloo kon mën nañ ko wax. waaye El Hadj Sylla am na yenn zone yoo nga xam ne ni état bi def na fa ay usine de glace mais état bi aussi autorisé na yenn privé yi pour bu ñu bëggee def usine de glace ñu def ko ngir ñu accompagner leen foog naa loolu aussi war na bokk ci yenn initiative wala li nga xam ne yéen ci seen biir ndax man damay faral di wax ne dooley mool xajul ci benn infrastructure kon ñun war nañu di bàyyi suñu xel ci booloo bi ak doole bi nga xam ne bu ñu laa biirantee suñu biir war ngeen def lu ëpp usine de glace loolu kenn werantewu ko bi ci jiitu beneen bi ci topp mooy surtout Kayar danoo organiser wu d'une façon boo nga xamante ni ñun sax dafay dem ba daf ñuy yéem mais soxna Mariam ñaar yi ñoom ñoo lay dàq tey ji boo fa amee maanaam benn projet phare bu mel ni usine glace parce que ku ne xam na ni charge bu courant bi charge bu ndox bi moom garaawul mais charge bi nga xam moo ci gën a rëy moom mooy Kayar dafa mën a rouiller li nga xamante ne moom mooy machine yi nga xamante ne ñoom ñooy def glace bi ndax ñaar ba ñetti expérience mën naa ko fi wax kenn ki benn privé bu jóge woon Dakar la benn naar ak ñaar ñoo xamante ne ay moodu yoo xamante ne dañu demoon jëli seen i partenaire ñu ñëw implanté fi li nga xam mooy usine de glace mais sababab li tax usine bi daanu mooy non seulement problème courant bi mais beneen bi ci topp mooy bi gën a garaaw mooy problème mu atténuer bi nga xamante ne moom la atténuation bi nga xamante ne moom la machine yi war a am parce que bu fekkee par exemple ñëw nga def étude de projet bi ni 5 ans la war a am moo war a changer machine bi bu dee Kayar balaa am 2 ans mu yàqu parce que li tax mooy Kayar ni mu mel ci busaax dafa yéeme fi mu toll nii bu noor jotoon boo ñëwee boo taxawee Kayar nga taxaw jàkkaarloo géeju Kayar bala ngaa dem 30 minutes 1 heure de temps sa xef yi ñoom ñooy commencé di wadd sa bët yi parce que loolu moom li ko waral
ñëpp mën nañ ko wax parce que dañu am benn fosse marine boo nga xamante ni 3333 mètres la te si Kayar kese laa wax si la terre loolu nag phénomène bu nu yàlla andil la moo tax tey jii boo demee Ndar maanaam ni muy amee busaax bokkul ak ni Kayar di amee busaax boo demee Fass Boye ni muy amee busaax te lépp si Grande Côte bi la mais Kayar exception la fi exception la fi parce que non seulement du yàq pieds yi nekk ci machine bi mais dafay yàq ba dugg ci biir machine bi parce que fi mu toll nii nga am fi li nga xamante ni moom mooy clim heure boo ko fi amee chaque 3 wala 6 mois yi nekk boo ko nettoyé mu yàqu moo tax presque ñi nga xam ne ñoo ko fi doon am dañu mujj dem ba ay ventilo lañu jënd parce que mënul résister li nga xamante ni moom mooy kii bi kon dafa yéeme quoi loolu di phénomène naturel ñu leen di fàttali yéen a ngi déglu seen émission La Voix du Littoral ñu jël lekk ci ligne bi rajo Kayar FM salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu tur bi naka la. Jibril Ndiaye rek. Jibril Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay delloo nuyu bi di leen siyaar yéen ñëpp. jërëjëf ñu ngi siyaar di nuyu Moussa Ka moomu di sunu kilifa. di nuyu El Hadj Sylla Mbaye ak Mbow Mbaye. jërëjëf. ñu ngi am da ngay pousse tuuti rek pour ñu dégguñu bu baax. Jibril réseau bi la waaw. bisimilah problème réseau la kay am problème réseau. waaw léegi bi ñuy am kontaan te di ci am ay baax yi nga xamante ni ñu koy. il faut que ci la mbay di waxee. dafa nekk nga xamante ni tey li ma liggéey woon ministre de la pêche. ak ay ñey. ñun ñoom amul financement boo xamante ni dañ ci war na def ci suñu glace. Jibril dégguñu la bu baax est-ce que doo coupé nga woote waat waaw ñu wéyale rek Jibril ñu ngi koy jaajëfal bu baax xam naa dina woote waat rek parce que laata ñu wéyale dañuy déglu ki nga xam ne rek moom mooy Assane Sary ñu ngi ko fekk foofu moom ci Kayar fas yéene déglu moom it lan mooy xalaatam jëm ci wàllum campagne de pêche yi. Assane Sary ñu gën kaa xam ci Assane Kayar napp ak mareyeur. Assane lu ñu bëggoon xam rek mooy campagne bi naka lay demee fii nii ci Kayar. commencé nan ko ci bisimilahi rahmaani rahim mu àgg ci alhamdulilahi rabbil alamin te liñ ci doon ñaan yàlla mooy sunu borom mooy maye te may nanu ko nim na ko maye mooy ñun Kayar dañoo ëbbititoo sàmm suñu ressource ñi nga xam ne nag dañuy fowe géej ba seen géej yàqu ren yàlla may nañu résultat ñoom ñoo daw fekk suñu fii ñu ànd ak ñoom ci lim doon sàmme suñu géej ba ku nekk gis sa bopp ren jii bu dul woon Kayar Sénégal dina am problème boo xamante ni ba keroog àddunay tukki képp kuy tooy nekk mool yaakaar géej rek di nga am problème mais Kayar moo leen ci mujj génn ndax lan daf ne ay ndaw ay mag góor ak jigéen ñu jàpp bëgg seen géej bëgg seen dëkk lépp luy napp mu bon ñu taxawati di ci xeex. leneen li ñu bëggoon xamaat rek mooy naka la campagne bi daan demee bu njëkk. waa campagne bi ni mu daa demee bu njëkk dafa amoon benn mouvement bu fi nekkoon dan daa def pré de campagne bu campagne musaana jub si dañuy woo ñi nga xam ne ñoo séq pes ak mareyeur yi woo leen ni leen ren décision bii la ñu bëgg a jël bu fekkee luy defar la ñu gën cee waxtaan booloo ñu songandoo loolu ñëpp jàpp ci maanaam bu dee nappin wi wala teerin wi wala njënd mi wala njaay mi ba ci yoon yi nga xam ni si la nit ñi war a jaar ñu tënk benn kàddu goo xamante ni ku ko jalgati dinañ la jubbanti ba loolu mën a saafaraw. lan ngeen daan am ci campagne. waaw campagne moom géej lañ wax géej kenn mën la takk ay mbiram ndax yàlla sunu borom moom ressource am mais bu musaana ñëwit dinañ ci jël li ñu soxla li ñu soxlawul ñu fexe kaa bàyyi ñeneen jariñoo ko ñi nga xam ne nag dañoo bëgg a dëkk ci di yàq loolu ñu nit ñu jóg xamal leen ne loolu ëllëg lay amee njariñ ñu dencal leen ko ba tey jii moo tax mais géej kenn du ko fooy te des na fi loo xamante ne comme que ay mag ñoo nu ko bàyyiloon ñun fas yéene kaa bàyyeel suñu ay ndaw te si la ñuy dund ci la ñuy dee mais campagne bii nii macha allah daal yàlla daal dimbali nañ ci ba am nañ ci réussite moom. jërëjëf suñu reporter bi ñu demaloon foofu taataan nañ ñu xibaar yooyu foofu ca mbaaru Assane Sary kon ñu ngi jaajëfal képp ki nga xam ne rek mi ngi foofu ci mbaaru Assane Sary kon El Hadj Moussa ñu ko déggandoo ban évaluation la ñu mën a am ci campagne bi ñu weesu. waa xam nga bala ñuy del si foofu rek Marème damay del si tuuti ci Mati Ndaw di leen gërëm di leen sant bu baax parce que ay jàmbaar la ñu ay jigéen ñoo xamante ni loolu ñu naan jigéen ñu mën góor la ñu ñoom femme transformatrice yooyu
seen chiffre d'affaires wàcc na lool mais terewul ñu ngi ànd ak seen ngor sàmm seen li nga xamante ni mooy seen ngor tey xaar waxtu ne di am yaakaar kon ñu ngi leen sant baax di fàttali nag bari na Marème koo xamante ni tey jii mu ngi nekk kilifa fa mu toog njàngam li ko fay mooy jaay jën moo xam directement moo xam indirectement kon tey jii jën boobu war nañu vraiment ñi koy sàmm ñu gënu leen di leen ci dooleel di leen ko sàmmle dafa am phénomène boo xamante ni daanaka si li Assane wax moo di li ñuy wax dafa am phénomène bu fi am boo xam ne moom la ñuy wax ceinture ñu di ko wax tàllaar ceinture bu bii ñuy wax muy tàllaar bi moo waral tey jii fii ñu ne nga xamante ni heure bii daf daan fekk mool yi di dem Mbuur heure bii mool yi di dem Joal di campagne ceinture boobu yàlla def na mu taxawani fi ba tax na mool yi nekkoon Joal ak Mbuur ak Tëngéej tey jii ñoo ngi fii ci Kayar bu ngoon jotoon léegi boo wàccoon Kayar ak Ndar boo wàccoon Kayar gi da nga naan xanaa ñi campagne la ñu ne parce que alal loo xamante ni sunu borom moo ko fi def ay ñu koy sant wante nag comme ni mu wax itam foo aarul tool boo aarul ku nekk ñëw di dugg di yàqate bu boobaa foofa it dara ñax du fa taw kon vraiment ceinture boobu nga xamante ni moo fi ne tax na gaal yooyu dal di dellusi pour sàkku fi loolu nga xamante ni nii moo di teraanga question bi nga laajoon léegi. Juste par rapport ak Assane Sarr yi évaluation campagne bi weesu ban évaluation jàngat lañ ci mën a def. waaw xam nga. balaa boobu rek ñu ci ligne bi salaamaaleykum Kayar FM. waaleykum salaam. sëñ bi tur bi naka la. allo. allo waa Jibi ñu ngi lay déglu bu baax. waaw ñun yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm comme su ma daggee woon sànq rek. waaw bisimilah. waaw dama leen doon wax rek ñu leen. su mbéy moo xaw a bëri nag. waaw dama doon wax rek nii. bi nga xamante ni Omar Gueye nekk na ministre de la pêche. waaw. moom mu boole ñu ak fii ay indien. pour ñu wut benn site boo xam ne dañ fay def benn usine de glace. man mii leen ko boole leen pour ma ànd ak ñoom ñu dem di dox loolu. salaamaaleykum. léegi bi may dox loolu. bi ñu demee am na benn site bu ñu leen wan site boobu dafa xawoon a nekk ci tefes. ñoom ñu site boobu baaxul parce que bu sax bi dafa am doole. parce que ay expert la man la naa ñu la mu laa di ànd ak ñoom ñu demaat ci beneen site ci ginnaaw tefes bi. après lañ ni fii baax na li ñu bëgg lépp lii mat na ko. après biñ ne li ñu bëgg lépp lii mat na ko ñu wàññi kuwaat ñoom ñu ànd dem ci maire booba Ndiassy Ka moo fi nekk. Ndiassy Ka ni comme ñoom gis nañ suñu bëgg loolu amul benn problème dinañ ko toppatoo ba mu lépp nekk. comme ministre bi moom moo soxla yabal na fi ay partenaires yi ñëw nañu gis nañ suñu bëgg loolu rek lañ doon seet. mais boobu ak léegi ñun ñu ngi toog doon nañ déglu mais déggaatuñu dara. ba lii. léegi bii rek Mor Mbengue moomu ñun ñu ngi ciy wax pour que noonu demee ci àll yu ndóol parce que ñu toog waxtaan bi. parce que pêcheurs yi dañoo sonn. ñu ne ñu ngi koy jéem ñu ne ñu ngi koy xalaat ñu ne ñu ngi koy jéem a def. mais amuñu lenn loo xamante ni ñun ci suñu jëm bopp kenn jóg na benn ministre jóg na pour benn see jàppale. loolu du loo xamante ni nii actuellement ñoom ñu ngi ci ñi toog ñëpp dinañ ko njëkkale Kayar. léegi nag li nga xamante ni ñun moo ci suñuy wax. mooy ñooñu noonu. loolu nga xamante ni tey ñoom ñu ngi koy développé ci Kayar. noonu moom la Kayar di doxe noonu la Kayar bëgg a doxe li lay war a tool yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ay ministre de la pêche ñoom ñëw Kayar ñu xool ban ci yan conséquence la Kayar am pour ñu jàppale ñu ci. bëgg na noo defar. mais booy dem ab civil mën na contrôler boppam il faut que état ñëw jàpp ci. ñun li ñuy def lépp suñu moyen bopp la ñuy demee. mais du loo xamante état da kay yëkkati ñu dimbali ñu ci dara. loolu lañu leen doon wax damay gàttal wax bi rek parce que tamit ak lu mën a xew rek man mii di wax ak yéen tey maa ngi tudd Djibi Ndiaye. maa ngi nekk les associations de pêcheurs actifs man maa ko jiite. loolu moo tax tey ma dugg ci émission bi pour di wax di xaar beneen yoon parce que émission bi dafa ma bett nii. dafa ma bett nii sama jabar rek moom mu andi rajo bi ni ma déglu bi après ma déglu ko commencé cee wax. mais kon dinaa ci gën a développé loo xamante ni mën naa gën a bari loolu mais amul problème. jërëjëf ci jàmm yàlla na yàlla defal jàmm. allahumma amiin jërëjëf Djibi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci intervention aussi bu pertinente bi nga xam ne def nga ko ndax tamit El Hadj Moussa mi ngi koy wax nee na amoon na ay jéego yi nga xam ne ñi ngi ko doon xaar ci état mais
boobu ba tey ñu ngi taxawaat di ko xaaraat ñu fàttali rek yéen a ngi déglu seen émission La Voix du Littoral mën ngeen woote ci 33 896 27 86. waaw Mariam xam nga port de pêche bu mel ni Kayar. bokk si port de pêche yi nga xamante ni dafa ëpp doole. ci région de Thiès waaye si Sénégal te mënut a am usine de glace kooku it vraiment erreur la au niveau allo mbokk mi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw Marème ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ bi tur bi naka la. Baye Diop Kayar. Baye Diop nuyu nañ la bu baax. ça va nag ngeen def bàyyi nañ ci jàmm. ñu ngi sant bu baax Diop. ñu ngi nuyu sa plateau bi yëpp. jërëjëf. ku mel ni Baye As Mor Mamadou Mbaye. jërëjëf. ñu ngi nuyu ñoom ñëpp di rafetlu aussi émission bi. ak sa taxawaay ci napp ji. jërëjëf. loolu moo waral tey sa émission bi am sa taxawaay bu baax a baax ñu ngi koy rafetlu. di la ñaanal yàlla aussi yàlla yàggal taxawaay bi. allahumma amiin. waaw comme ni ñu ko waxee rek ci campagne Kayar moom. wax dëgg yàlla campagne la boo xamante ne si mën nañ ni boo nee benn di nga ne ñaar fii ci Sénégal ci campagne de pêche yi am Sénégal. te dara waralu ko nag lu dul jéem a gérer ressource bi nga xamante ne si moo fi nekk. donte nag ku ne gis na ne ressource bi fi mu toll nii wàññeeku na bu baax a baax a baax. waaye ñun moom ba léegi ñoo ngi jéem suñu kéemtalaay kàttan. pour li fi nekk suuf ñëw ñu gérer ko ba nga xamante ne bii heure bu ñu nee campagne ubbi na. képp ku sa xel nekk ci Kayar tamit boo ñëwee di nga ci jëlee li di sa wërsëg. loolu nag mbir mu méttee métti la. parce que ku nekk xam na ni moom li mu bëgg mooy liberté. maanaam liberté ñu bàyyi la nga napp na façon nappin bu la neex. ak aussi jàpp quantité bi la neex. kon boo ñëwee ci dëkk boo xamante ne fii dañ lay indil sart ni la. nettoiement de quantité nii lay demee wala xëy ji bu jën baree bu subaa doo dem. wala ñun la am na façon pratique de pêche yoo xamante ne fii aussi dañ ko fiy interdit. kooku boo amul gis-gis di nga am noo ko jàppe ba yenn saa yi sax dañuy dégg ay baat que ni dañoo soxor seen géeju la dara mais fekk du soxor mais gérer la. parce que lu ñëpp bokk. te bariwul. jàpp naan dañ koy yaxanal. waaw comme ni ko yaa ma ci waxee nag wax ak Mor wax dëgg yàlla ay côté 2000. jëm suuf. kooku moom jën moom macha allah meloon na waxtu boobu musaane dem géej. Siin ñun booba ñu ngi nekk xale. boo musaane xiif Siin ngay dem wuti keccax. waaw parce que booba loolu moo nekkoon parce que da nga daan tout le temps da nga daan ñu fekk meer yi di lakk jën bu tooy. mais ñu dem a dem ba tey jii nii Siin boo fa ñëwee ay tuuj nga fay fekk kon problème mu ngi am. jërëjëf Baye Diop vraiment ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow ñuy fàttali rek ne yow it ci la Voix du Littoral nga bokk nga ñi nga xam ne it tout le temps ñu ngi def ay intervention yu pertinentes jëmale ko ci loolu jërëjëf. waaw dañu doon wax rek soxna Marème di wax ni nguur continuité la. te bu yàlla dogalee alors ñu dal di am ministre mu bàyyi woon am lu mu fi bàyyi woon muy projet boo xamante ni projet usine glace la complexe la sax complexe frigorifique. lépp nekk si ay otaag tout lépp nekk ci biir déterminer zone bi ñu waxoon ni xaalis bi mu ngi sur place foog naa ni boo ki nga xamante ni dem na ki ñëw bu ñëwee rek dafa war a topp loolu nga xamante ni moom la fi ki ko jiitu woon bàyyi. parce que tey jii glace dafa nekk problème boo xamante ni au niveau de Kayar dafa jafe marché noir lañu koy jaay bu doon jar allo mbokk mi. allo. rajo Kayar waaleykum salaam. soxna Marème. waaw sëñ bi tur bi naka la. sëñ Assane Sary soppe Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Assane nuyu nañ la bu baax a baax. maa ngi lay nuyu di rafetlu émission bi yaa ak Mor Mbengue ak monsieur El Hadj Kane ak El Hadj Sylla. jërëjëf. di nuyu auditrices yi ak auditeurs yi Kayar FM yëpp. jërëjëf. bon man sama participation ci émission bi. na ma ko waxee woon démb noonu laa koy waxewaat tey. ñoom def nañu pour le tout Kayar jëm ci kanam Sénégal jëm ci kanam ndax li nga xam ne mooy doxal Sénégal waa Kayar a ngi ci.
mais ndimbalam état dafa néew ci seen côté xanaa danoo yaakaar ni ñoom mën nanu état moo war a ñu soutenir ñu ci li nga xam ne moom la ñuy défendre ci ressource waxoon naa la ñoom daan nañu ut seen carburant bopp dem yàqkat yi ñu fekk leen biir géej di xeex ak ñoom pour sakkanal ressource bi tëj nañ leen ci rey nañ leen ci alors sonal nañ leen ci ba léegi ñoom xam na ni àdduna bépp xam na ni Kayar mu ngi xeex ressource pour Sénégal bépp jëriñoo pas Kayar man li ma gën a rafetlu mooy nanu xam ne ab usine nappul amul benn usine buy napp ay mool ñooy dem di nappi bon fii ñu toll ci Sénégal am na loo xamante ni ku ko bëgg da ngay xool li kay avancé la ñun ñoo bokk bëgg-bëgg bëgg-bëgg bi mooy nañu xool li nga xam ne dañ ko fi implanté muy indi njariñ ci askan wi loolu nañ ko sàmm ba bu ëllëgee du doon sunu ngaañ mais amaa farine de poisson day andi lii wala day andi laa te gisuñu usine buy napp ay mool ñooy jóg di napp ay mbaal ñooy jóg di napp même jën bu sew bii nga xam ne ñun yor nañu ñu yor ay mbaal bu ñu ko jàppee ñun ñu jóge fii en tant que acteur de la pêche dem di dal seen kaw wala ñu leen di signaler ñu leen di jàpp ay noonu lan lay def kooku te seen wu la yàq dëgg man la romb ay nopp di dem seen comprendre ma la wax ñoom ay fila tourné la ñu yor ñoom dañuy jàpp jën yu sew ñoom buñ la falee ba nga dem ñu def na ko sudul noonu nga dem kalaame leen yaay seenam moom kooku nan xool ba xam jekk na ci alors di defar wala kuy yàq ñu bëgg xam ni ñii dañoo nangu ñii bañ mais ñoom ñoo bokk Kayar liy defar Kayar la ñu wax mais ki nga xam ne dafa jël intérêt def ko ci Kayar maanaam mënoo bëgg ginaar da bañ neex ma xës na këpp ba def xamunu nu mu mel dañ koy tëkkaleegi yeneen yi te yooyu nee nanu du nu moom nan xaar ba yeneen yi bañ a doon moom bu doonee moom nee na ñu ñëw arrêté ko bu doonul moom ñu continuer ko te xam ne loolu njariñ la ci Kayar amul benn usine buñ ci implanté mu jariñ Kayar amul maa ko wax fii ma taxaw maanaam suñ ko def bërëb yi ñu ko def amul dara lu ci arrangé Kayar mooy usine boo bëggee ma lim boo bëggul ñu bàyyi noonu amaa loolu nag comme que dañoo toog bëgg a defar Kayar te Kayar ak defaroon ci defar ak Sénégal mën naa dugg ci biir Kayar dañ toog waxtaanaat waxtaane mooy ñu xool ñu mu sàmm suñu ressource bi parce que li ñuy daj moom du dégg bëccëg ba biig rek ñun comprendre li ma la wax jërëjëf waaw ok merci maa ngi leen di Assane ñu ngi lay jaajëfal bu baax ndax wax ji am na solo ndax tey sàmm Kayar xool nan la ñuy def ba préserver ressource bi loolu lu am solo la te ku ci nekk rek war na cee bàyyi xel ñu ngi lay jaajëfal bu baax Assane waaw Mor parce que tey bu ñu xoolee nii Assane li mu wax dafa am solo moom la Baye Diop wax parce que tey nee nañ dafa am ay charte yi nga xam ne dañ ko tënk jëmale ni képp ku nga xam ne dafay nappin bi nga xam ne jaaru yoon fii ci Kayar dañ koy bañ loolu nag di jur yenn conflit waaye ku ci nekk rek ku jóge sa dëkk ñëw war nga xam ne ñii dañoo ñëw pour préserver seen ressource te ressource boobu préserver luñ ko seen bopp rek ñoom it ñu ngi leen koy préserver ndax bu ñu ñëwaatee nappin bu jaarul yoon ñu bàyyi leen ci est-ce que bu ñu ñëwaatee dinañ fi fekkaat ay jën waaw soxna Mariam may gërëm Assane di gërëm Baye Diop ci ak président Djibi Ndiaye ci seen intervention yu am solo yu ñu def damay wax ne rek nañu bàyyi xel benn affaire mooy ressource bi mooy lépp parce que su ressource amul mool du am bu ressource amul mareyeur du am su ressource amul usine du am su ressource amul femme transformatrice du am su ressource amul campagne de pêche du am lii waral nag ressource bañ a am loolu lépp la ñu war a jéem a xool lu mu doon ñu fexe ka téye ba tax ressource am te am na lu Baye Diop wax te dañ koy jànkonteel même du loo xamante ne sax gan ñi rek ñoo koy def au niveau local Kayar gi nga dëkk léegi-léegi nga jël fi ay mesures yoo xamante ne ñi nga dëkkal ñoo jóg taxaw pour contrecarrer loolu te loolu ay gàllankoor la mais nag yàlla dafa dogal ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk li gestion de la ressource si dëkk bi depuis 94 ak tey jii nii ñu doon ay nit de ay personnes de conviction nit ñoo xamante ne si bu ñu xesee ba engagé wu sa mbir mu tegu si aw yoon seen bët yi nii amul moom ils n'auront pas froid aux yeux ci képp koo xamante ne rek taxaw nga maanaam ëmbaluñ la kersa ngay yàq ñu toog di la seetaan moo xam fi nga dëkk moo xam dëkkoo fi parce que damay joxe benn anecdote ren jii ci bi ñu jëlee mesure ay arrêté préfectoral par rapport ak Covid 19
tëralin yi ñu jëloon si napp gi mais am na si yu métti si ñun ñi nga xamante parce que comité de surveillance bu Kayar toog nañ presque 3 mois yoo xam kenn du financé que guddi gu jot si tefes gi dañuy finaan ba si ñu ne li métti na nañ koy xaaj 2 groupes su ñuy finaanee tey jii bu subaa ñuy finaan mais loolu noonu dafa neexoon ñi ko doon def seen i njaboot la ñu bàyyi dem finance tefes gi di veiller par rapport nan lañ mën a def ba campagne de pêche bi dem ba jeex te du ñu am 0 cas de coronavirus yàlla suñu borom tamit suturaal na si lool ak suñu ginnaaw suñu taxawaay mais tey jii ni loolu am nañ si ay jafe-jafe yu ñu si doon jànkoonte ñi dëkk si dëkk bi jusqu'à présent ñi ngi kon ne di ko am parce que léeg-léeg nga gis koo xamante ne day xool la may am tax mu ni nana viol li nga xamante ne moom lañu fi teg mais kiy yàq lu mu ko jaral kay ñun ñuy defar dañuy jaral lu ko ëpp parce que kiy jàq fu mu teg yàq mi yow mi defar am nga foo sukkandiku pour defar yow mi te nag wax dëgg yàlla dama ni ku boromu yet du xeex ak borom ak fital loolu moom olof Njaay ko wax li nga xamante ne nag moom laa ci dolli mooy surtout nag ñi nga xamante ne dañoo dëkk si yeneen localité di ñëw fii nii am na suñu compréhensif nag am na ñoo xam bu ñu ñëwee Kayar dañuy ranger wu complètement si li xew si dëkk bu ñu ñëwee ñoom bala ñoo dem géej li ñuy njëkk a def mooy laaj lan mooy tëralin lu ñu fiy tere lan la fiy bëgg te comme ni ko Assane waxee ci benn kiiwam interview bi dañ doon def réunion pré campagne suñu paree ñoom bayaas ñi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu kilifa dañ doon yónnee lettre fii ba Saint-Louis ren kat waxtaan nañ lii ak lii lañ tëral def ko ci Petite Côte bi def ko si Grande Côte ñun ko sëkkal ñëpp nga xam ne dañ fi ñëw fi nii mais yeneen dëkk yi dañ doon ñëw ba fii dañu laaj yan nan ngeen fan ngeen jaar ba réussir lii ngeen am nii def nañ fi formation defal ko waa ay Ndar ay waa Saint-Louis defal nañ ko ay waa Yoff defal nañ ko waa Ngaparou defal nañ ko fi ñu bëree ñoo xamante ne dañuy jóge même sur région bi ñoo xam ne dañuy jóge fii ba Gambie ñëw ni ñun kat exemple de Kayar Casamance dañoo bëgg ngeen formé nu si yéen nan ngeen def ba am acquis bi ngeen am si loo leen bëgg a tëral seen géej ngeen tëral mais loolu bu nekkee acquis ba pare ñun dinañ ñëw suñuy maam góorgóorlu ba loolu ne fi dénk suñuy bàyyi mu ne si ñoom ñu ñëw si ñun ñuy yambare ba muy rëcc suñuy loxo loolu duñu daal dañuy taxaw suul suñuy tànk ba mu dëgg jàkkaarloo koo xamante ne da nga bëgg a yàq li nga xamante ne moom lañ fi bëgg a def loolu moom duñu si am ay arrière pensée waaw moo rek ñuy wax rek ne du sax jànkoonteel ni jàmmarloo déedéet ndax jàmmarlool moom daanaka da nga koy def ak sa noonu waaye ki nga xam ne tey li muy sàmm wala li muy xeex bu ko xeexalee boppam ba noppi yow la koy dencal yow la koy xeexal kon ñi nga xam ne rek dañoo jóge yeneen dëkk yi ñëw xam ne waa Kayar ñi ngi xeex loolu mais ñoom la ñuy dimbali te li ñu koy waxee rek c'est nous dans nous parce que Lebu gi ñëpp mbokk la te gox koo dem di nga fa am maam mbaa nga am fa nijaay kon ku la sàmmale loolu rek mi ngi lay sàmmale boppam waaye mi ngi lay sàmmal yow it la nga xam ne moom ngay wut si elaj si la loolu parce que tey bu ñu xoolee rek ndax gis nga dafa am lu am solo lu Assane Sary wax maanaam wàllum pré campagne bi moo évoqué na ko sànq parce que pré campagne bi dina wàññi conflit yu bari ci wàllu yi ñu leen di fàttali rek ni yéen a ngi déglu seen émission La Voix du Littoral mën ngeen woote ci 33 896 27 86 ngir bokk ci poser question wala def contribution et là si la pré-campagne ban njëriñ la am ci wàllum bi liggéey bi. waaw jërëjëf soxna Mariam pré-campagne de yaakaar naa ni bu fekkee dem nañ ba koy def ba ci ëpp njëriñ mooy nit mën na yaakaar mbaa muy natable te kuy yaakaar mbaa mi natable buñ la ooyee ba nga ñëw ñu wax la kon loolu yaakaar wala natable mënu fa amati ndax ginnaaw buñ ko doon def li Mor wax dinaa pousser mu gën a sori tuuti ndax doon nañ invité ay nit ñu jóge Saint-Louis ñu invité ay nit ñu jóge Mbour ñu invité ay nit ñu jóge Joal ñi nga xamante ñoom noonu bokkal Sénégal bu ñu ñëwee ñoom ñu wax parce que dafa doon laaj xaalis dañ doon dem di uti fond mais mujj gi bi ñu demee ba sendew en 2 groupes muy collège Linière ak collège Saint-Tournante pour wax la organisation bi Kayar am parce que ñaari groupe yooyu rek ñoom ñoo fi am fi mu toll nii kii moo ŋànk ñii kii moo ŋànk ñii bi loolu amee doon ko def ak sunuy propre moyen bu amee ku ñu jàppale xayrun bu amul ku ñu jàppale xayrun ñi nga xamante ñoom ñoo doon jóge fu mel ne ay Saint-Louis wala yooyu dañ doon ñëw benn journée à l'avance ñu loger leen soit kenn koo nga xamante ne mën na parce que kenn wala ñaar lañ si doon invité. waaw mbokk mi ki ci ligne bi El Hadj nga baal ñu rek ki ci ligne bi salaamaaleykum waaw c'est bon El Hadj mën nga wooyee bi loolu amee lépp loo nga xamante ne dañ ko doon wax mbaa ñu koy bëgg mbaa ñu koy tënk. nekkul loo nga xamante ni lu garaawoon la wala lu danger. parce que ñu si bëri dañ doon wax ba waxee ñu ne waa Kayar dañoo bëgg ay tëralin danoo bari ay tere. te or que c'est pas le cas li tax mooy yàlla moo ñu wax li ñuy liggéey ñun ñu sàmm ko parce que du loo xamante ni dafa bokk ci li nga xamante ni prérogative yi nga xamante ni moom la doomu aadama war a dundee la. waaw prérogative yi doomu aadama war a dundee mbokk mi ki ci ligne bi rajo Kayar FM salaamaaleykum.
waaw xam naa dina woote waat ak incha allah rabbi. El Hadj ñu ngi jégalu. kon bu loolu amee. comme ni ñu ko waxee rek lu mel ni armanding yi nga xamante ne doon andi bokkoon na si source de conflit bi gënoon a rëy à l'époque bi nga xamante ne mooy phénomène bi am muy ceinture bii nga xam moom la El Hadj Moussa doon wax. muy talaar. dana am na ci ñoo xamante ne dañ doon soob 2 ba 3000 mètres. léegi nag aar boo ko soobee day laxasoo doon na dem sax ba musul am mordom mais conflit yi ëppoon moom la doon. xeexoo bi fii mujj gi ñu dem ba tëral daal ni léegi képp koo nga xamante ni yor nga gaal mayuñu la lenn lu nga sóob benn 1000 mètres. 1 kilomètre am nga sañ-sañu yóbbu ko wala nga dagg ko ci digg bi benn ñaareel ba am na nga sañ-sañu yóbbu boo xamante ne réserve lay doon mais heure boo soobee ñaare boo ci amee problème boo ñëwee yow yoon bi yow si sa kaw lay dal. yooyu yëpp nekkoon ay réunion pré-campagne yoo nga xamante ni daf na doon dimbali bu baax. parce que bi mu amee am nay njeexital yi mooy gaal yi doon coow ci biir géej dem nañ ba danoo mujj wàññi ko. parce que li lay wax ni ressource bi mu ngi dem rek pression gaal yi gën na bari. gëtoo yi gën na gàtt. parce que moom mooy indi coow li parce que gëtoo bi diggante bi muy nekk aar boo ko génnee doo jàpp dara. kon da ngay obligé ñëpp sa mboxloo te sa mboxloo boobu doon na indi coow mais doon nañ dimbali si réunion pré campagne yooyu ku def lii moom mooy dal sa kaw ku def lii moom mooy dal sa kaw ku def lii mooy dal sa kaw. moo li tamit doon si dimbali. ba bu problème amee ñun duñu xool ñi nga xamante ni maanaam fii la dëkk wala dëkku fi mais dañuy xool ki nga xam moo fote ñu teg ka daan bu fekkee dafa jël yëfi jàmbur ñu jël yëfi jàmbur ñu jël yëfam ki nga xam moom la jël yëfam ñu delloo ko plus jël amende ñu teg ko mu fay nag si fi mu toog fi mu toog parce que amul dem fenn amul da ngay fay fi nga toog muy premièrement deuxièmement façon conflit bu dul conflit ji ne fekk noonu fi mais bu ci ne tamit abordé nañ ko parce que en tant que mool boo waxee rek mën ngaa wax boo xamante ni sax dafay mel ni lu ñuy wax ñun du olof. te or ko olof la mais boo waxee si biir ñoo nga xamante ni maanaam dem nañ géej ba xam exact li ngay wax nan xam kan moo aw yoon ak ku awul yoon. parce que da ngay wax rek ñu jàpp la da ngay wax ni mbir mi ni mu demee rek ñu xam ni yow mi yaa fauté ñu jël faute bi teg la ka si biir loolu lan lay enquête di la enquête ba jàpp la moo tax réunion pré campagne yu am solo la woon yoo nga xamante ni doon nañ dimbali bu baax malgré daaw lañ ko sauté defuñu ko mais incha allah campagne 2020 2021 bi incha allah jël nañ décision pour mën ko defaat mu nekk loo xamante ni daf ñuy gën a ubbi daf ñuy gën a dimbali bu baax a baax ndax it tamit lu am solo la parce que ay nit tamit bu ñu bokkee li olof ni naan yenu ko xëddeen dañuy wax seen soxla doog a yenu bu fekkee dañoo bokk mbir rek ñu waxtaanee ko du ci wàññi dara. waaw loolu lu am solo la ndax nañ ko jëfee bu ne nañ ko waxtaanee it da ciy am solo bu baax. El Hadj Moussa gis nañ ni ne comme bi ñu waxee rek ne pré campagne njëriñ bi nga xam ne rek doon na am ci li nga xam ne moom mooy tëralin ak doxalin campagne bi. waa xam nga fii ci Kayar soxna Marème. dañu fi am carnet boo xam ne mooy sunu niituwaay ñu di ko wax convention locale. si leen tënk lépp loo xamante ni mu ngi nekk ci doxalin boo xamante ni mu ngi nekk si luy dox ci wàllu napp gi ci Kayar. ak secteur boo jël boo mu manti doon femme transformatrice micro marieuse mareyeur ak ñëpp ba ci nappkat yi am nañu téere boo xamante ni mooy sunu ligne de conduite muy convention locale boobu képp kuy ñëw nag di ñëw ci dëkk bi loolu convention locale bi tëral ci loolu lañu bëgg nga jaar ci parce que ñi fi ne ci loolu lañuy jaar ndonte dañu koy jàdd it bu ñu ko jàddee ñu teg leen ci yoon xanaa di remercier la gendarmerie. parce que dafa bari ay conflits yoo xamante ni tey jii daana atterrir gendarmerie mais bi nu waxtaanee ak ñoom dañuy def bu mool yi fëqee dal di dem foofu. ñu delloo si leen au niveau du service de pêche ci CLPA bi parce que am na gestion des conflits ak prévention bu ko defee ñu waxtaanee loolu comme ni ko El Hadj wax ba képp koo xamante ni war nañ teg daan ci yow ñu teg la ci daan bu fekkente ni jubboo war na seen diggante ñu dal di jubboo te du continuer dal di dem si li nga xamante ni moo di gendarmerie. sànq nag da nga ma laajoon ci lu jëm ci wàllu évaluation campagne passée. xam nga dafa am lu fi xew loo xamante ni mooy feebar bu ñuy wax Covid 19. di lu xaw a metti ci mool yi laal leen de bout en bout daanaka mool yi dugg nañ ci li nu man ak li nu mënul tey jii bari na si ñoo xamante ni nii dem nañu am na lu ñu yëkkati jox seeni mool mais tey jii ñu ngi gàddu ak i bor di xaar campagne bi dellusiwaat pour ñu mën a jéem a dabuwaat pour mën a fay loolu. donc tey jii boo deen évaluer loolu da nga naan tey jii Covid bi de nga xamante ni mooy feebar bii fi dugg coronavirus bi vraiment am na lu mënul laal lool nun nappkat yi. foofu it dañu fi am tuuti jaaxle soxna Marème. parce que boo demee secteur bu ne état bi mu ngi leen di dimbali secteur bu mu manti doom bu dee baykat yee
bu dee musiciens yi bu dee ñu mu manti doone état mu ngi yëkkati ay xaalis di leen ko jox di leen ko dimbalee mais nun tey jii bi mu yëgsee si mool yi daf ni dama leen di lebal mool moo xamante ni foog naa ni fii mu ne nga xamante ni fekk 3 mois mool amul lu mu denc lu mu am daanaka da koy dundee mool amul lu mu denc de moom lu mu am da koy dal di dundee di xaar suñu borom ëllëg mu dal di koy jox bu géej gi kaaya mu dal di lem boutique ba lebi bu géej gi neexee mu dal di dem dal di liggéey bu amee dal di ñëw dal di fayat noonu la mool di demee kon secteur bu mel noonu dañu doon xaar ci état mu yëkkati xaalis bu bari ni leen lii kat noo leen ko jox yombalal leen ko ci seen weer yi nga xamante ni ak campagne bi nga xamante ni laal na leen parce que nag joué nañ ci rôle bu am solo Mor wax na ko xam nga di finaan géej di yendu géej ngir bañ feebar bi law ci bépp gox bu mu mënti doon di wax ni képp koo xamante ni ndoonte da nga dëkk Kayar nekk Yoof toogal Yoof ba fi nga xamante ni mooy feebar bi jeex wala yow mi nga xamante ni yaa dëkk Yoof nekk Kayar toogal Kayar ba feebar bi dal di jeex loolu ay mesures la yoo xamante ni dañu ko jëloon te jël bi nu ko jëloon doon ko saytu dafa metti wax na ko ñëpp tëdd seeni lal ngay ñëw di xool ba xam gaal teer na wala teeru yor sa boîte di daw ci tefes gi am na si moment boo xam ne sax ñoom ñi am nañu choc si tefes gi ndax lan ay xaj yoo xam ne dañ leen dàq ba daaneel boîte bi yooyu yëpp di ay risques yoo xamante ni nit ki mu ngi koy def pour lan pour sauver li nga xamante ni mooy saison wante pour sauver askan ñu mel noonu nag état daf leen war secteur bu mel noonu état daf ko war di ko bàyyi xel si nu mu leen jàppalee donc wax dëgg yàlla foofu aussi bu ñuy xool ci évaluation dañuy wax ni évaluation campagne naam am na ay hauts mais bari na ay bas lool. waaw. évaluation am na ay hauts mais aussi am na ay bas. ñu leen di fàttali rek yéen a ngi teewlu seen émission La Voix du Littoral mun ngeen woote ci 33 896 27 ngir poser ay questions wala ngeen def une contribution pour mën a bokk ci thématique bi nga xam ne moom mooy campagne de pêche bi Mor Mbengue dégg nañu Hadj Moussa li mu wax lu am solo la. parce que tey bu ñu nee campagne bi am na haut campagne bi am na bas mais dafa fekk ne. ñu toll moment bu metti El Hadj Moussa mi ngi koy évoqué parce que tey bu ñu nee coronavirus ak Covid 19 bi ak période bi nga xam ne nappkat yi yaakaaruñu lu dul géej te it mu am ay ligne de conduite yi nga xam ne gouvernement wu Sénégal defoon na ko ngir mën a xool nan la ñuy mën a fexee ba ku ci nekk mën koo respecté ba du am yenn jafe-jafe jëm ci yenn zones yi yéen en tant que surveillant comme coordonnateur du CLPA yenn jafe-jafe ngeen doon jànkonteel ci géej ak ñi nga xam ne doon nañu ñëw. waaw soxna Mariam comme par rapport ak li Baye Asso parce que yaakaar naa am na lu mu ci développé comme ni mu ko waxee dafa am ay hauts ak i bas dañuy jëkke ci jafe-jafe yi. parce que jafe-jafe mënut a passé nga am nga maanaam li nga xam mooy produit bi. ñu limité circulation maanaam limité gox yi nga xamante ne fa la mën a dem parce que lan mooy limité gox yi nga xam nga frigo yi mayoon nañ leen ñoom ñuy dem mais capture bi nga xamante ne si moom moo am au niveau de Kayar. ni ñuy defee écoulement bi li si ëpp daanaka si interurbain bi la doon dem diggante ñi nga xam dañuy dëkk si dëkkaan yi ak ñi nga xam dañuy dëkk presque fu mel ni Dakar nga xamante ne ñoom dañuy ñëw jënd si fii dem jaayat ñooñu li ñu doon yóbbu moo ëpp te loolu aussi moo doon tax jënd di cher mool bi di si mën a gis boppam mais bi ñu limité déplacement yi ñooñu mënatunoo ñëw léegi yow kenn nga mën a jaay mooy mareyeur bi boo ko jaayee moom camion lay jël dem yóbbu fi nga xamante ne moom mooy marché loolu te maanaam da doon feeñ si li nga xam moom mooy prix jën bi beneen bi nga xamante ne moom moo si des mooy mais dañoo limité woon heure de travail te jën wi ku ne xam na comme ni ñu ko waxee dafa gënoon a sori mool bi nga xamante ne exemple da doon dem à 4 heures du matin wala 2 heures du matin géej di ñëw à 23 heures wala minuit ñëw ndax fa mu jëlee jën wa sori na léegi moom su demee ba ñu ni ko léegi 6 heures du matin ngay tëmb balaa 20 heures nga teer mu tëmb 6 heures du matin moo la pariasam boo génnee sa kër 6 heures du matin bala ngaa tëmb 8 heures di waaj a jot nga dem 8 heures balaa ngaa egg liggéeyukaay ba daanaka heure bi jot te yaa ngi suuraale wu ñu ko avant couvre-feu bi loolu lépp doon loo xam daf leen a handicapoon complètement parce que surtout nag jamono bi nga xamante ne si la couvre-feu bi gën a saxee nga xam ne foofu mooy presque digg campagne bi nga xam ne foofu jën yi moom day sori gëtoo yi day sori te dañ doon maanaam loolu liñ si perte kenn mënu kaa mesurer kenn mënu kaa natt te it du loo xamante ne lu ñuy gëmm di ko gis mais loo xamante ne la dañ lu palpable lu ñu mën a teg loxo
parce que dafa fës tamit ci li nga xamante ne aussi mooy jigéen ñi nga xamante dañ doon liggéey si tefes gi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo doon liggéey di jëm seen njaboot ñooñu tam jafe-jafe bi ñu amoon si génn bi ñu doon génn ñëw tamit ñëw dëkk Kayar war a mën a jënd yóbbu ko si yeneen localité yi mu am jafe-jafe bu méttee même si transformation bi parce que ñoom tamit seen i clients li si ëpp dañ doon jóge ci biir réew mi di ñëw di jënd si seen produit yooyu mais dem nañ ba mënatuñoo am client boobu parce que lan moo tax mooy couvre-feu bi am na heure bu ñu commencé am na heure bu ñu te beneen bi mooy circulation yi ñu limité loolu lépp nekk la beneen bi nga xamante ne moom la ñu li mooy tey boo jëlee état du Sénégal fecckat yi sax may nañ leen xaalis maanaam ñi nga xamante ne dañoo am association de fecckat ak waykat yi ak ñooñu ñëpp ñooñu may nañ leen xaalis jàmbaar lañu nag parce que tamit loolu seen métier la. rajo Kayar salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax tur bi naka la. waaw ko kan la. soxna Mati Ndaw. ah soxna Mati Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax. soxna Mati réseau bi dafa xaw a am problème da ngay couper mën nga couper après nga woote waat léegi rek. wala nga déplacer bu tuuti rek. soxna sori rajo bi. waaw baax na mi ngi baax na waaw soxna Mati ñu ngi lay déglu bu baax. jërëjëf. est-ce que doo coupé woote waat soxna Mati nga saw da ngay sori rajo bi tuuti rek déplacé wu. waaw baax na waaw jërëjëf. waaw bi nii baax na. waaw xam nga maanaam càq bi nga nas. yal na ko yàlla dëgëral. allahumma amiin. ngir tamit xool yan pexe la ñuy jël ba développement durable mën a jëriñ mën a del siwaat. waaye nag am na lu ko yàq de. li ko yàq mooy état. ndax da ngay def rapport biologique bala ngaa pare. ba tawee jëlee sa tonni ko. ñun jaaxle nañu tiit nañu. te jëlee ñuy toll di yóbbu dañ koy jëlee bitim réew. ñu def lu leen neex. te état nag war nañoo defar nag situation maanaam bateau de pêche yi nga xam ne moom la fi fekk lu jubale leen. bateau de pêche yi fi nekk bëgg licence war nañ koo defar nag. ba nu mën a fekk suñu géej gi bu baax a baax a baax a baax a baax. am nañ jafe-jafe de. pêche am nañ jafe-jafe lool nag. ndax bu ñu ëppee campagne. dañuy waxtaan nan la ñuy def. ñii ñëw ak ñi fi nekk nan la ñuy def ba jëndi abondel. waaye loo def loo takk say buum bi koy takk day tas. ndax état ndax te njaboot boo leen waxee. da nga yemale di xool li seen développement durable. waaye yàq mi baaxul yàq mi bari na trop te bateau de pêche ko yàq nag. bateau de pêche moo yàq li ci ëpp. ñun transformation jaaxle nañ de trop am na ñun transformé. ndax petit pélagique bii ñuy tibb di yóbbu. suñu njàq la suñu njaaxle la. lool. tubaarkalla macha allah. la voie du littoral amuñu fayam. ndax suñu yu bare yéen ñu indi ay fonds yu bare. jërëjëf ñu mën cee jaar mën a am développement durable. waaye dañu suñu ay mbóot te wax ñoom état tegu ci yoon. tamit xam nga yaakaar naa ne mbay mi dina mujj booy. dëgg la. mbay mi dina mujj booy de. waaw kon nag la voie du littoral ci kaw ca kanam rek ci lu baax. amiin jërëjëf. sant naa leen bu baax a baax. jërëjëf soxna Mariam jërëjëf. jërëjëf soxna Mariam. tubaarkalla macha allah léegi ñu def loo xam ne nag bu ko askan wi xamul suñu borom yàlla xam na ko. dëgg la jërëjëf. bu la fay yàlla na la yàlla fay. allahumma amiin. ndax mënuñu la fay nag. ndax li ngeen dox jàmm ak teewoon la. waaye dina état tamit bu ci jógul. yàlla bu nga def na waxtaay de. ndax lu ma mën ci développement durable gestion de la ressource ñu ngi koy def. luñ ci mën lu ne ñu ngi koy def. waaye nag booy def fukk di suul. kan du fa mën a am de. dëgg la. kon état la ñu war a waxal nag. état la ñu war a waxal nag. usine farine de poisson yi itam ñu wax. mënut a baax mukk nag mënut a baax. ndax ku fi wax rek ne baax na. xamal lu xew ci suuf loo xam ne waxoo ko. kon yal na yàlla jàpp
nag. allahumma amin. bala nga bool feeñ. ci barke salaatul fatiha. jërëjëf amin amin. soxna Mariam jërëjëf. soxna Mariam jërëjëf. jërëjëf soxna Mati. jërëjëf vraiment ñu ngi lay. nañ ko gis waaye. allahumma amin allahumma amin. jërëjëf soxna Mariam. jërëjëf soxna Mati kontaan nañ trop vraiment ci woote bi kontaan tamit ci intervention bu pertinente bi nga xam ne it def nga ko ndax li ñuy faral di wax rek ay nit bu ñu bokkee dañuy xam ne ñoom ñoo bokk bu ñu lënkoowee dañuy xam ne dañoo war a lënkoo waaye bu ñuy àndite na ànd bi dong am njëriñ kon ñu ngi lay jaajëfal yow it bu baax nga doon jàmbaar lool ci fa ngay liggéeyee El Hadj Sylla tey bu ñuy wax jëmale ko ci wàllum campagne parce que wax nañ pré campagne importance bi nga xam ne am na ka ñu dellu waxaat it jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy indi mais Covid bi doon na loo xam ne tey mosuñu woon toog di ko xaar lu ñu bett la am ay mesures yu am solo yu état du Sénégal jëloon parce que tey bu ñu xoolee macha allah ci zone de pêche yépp wàllum Covid duñ ko fa tudd loolu est-ce que mesure de gestion bi nga xam ne état jëloon na ko pour baare amul ci impact bi nga xam ne joué na ko ci. waaw man de jërëjëf soxna Mariam jàpp naa ni mesures yi nga xamante ne ñoom lañ jëloon ginnaaw ban ko jëlee ba pare danoo ñëw rek yannu ko lépp ñun ñoo ko def ma ciy gërëm jàmbaar yi nga xamante ni ñoom ñoo commencé du commencement à la fin parce que damay wax ni man ñeewuma ko tàmbali ku yeggale laa ñee ndax jour bi nga xamante ni si la ñu waxee ni bàyyi nañ yoon yi si jour boobu lañ doog arrêté te it comme ni ko moo di waxee tombewul ak période tàngaay ba nga xamante ni boo demee da nga naan da ngay féexlu tombewul ak période boo nga xamante ni mën ngaa bañ a fanaan sa kër mais ñetti inconvénient gisoon naa ko ci muy bi jiitu mooy ñi ma woon a génn sa kër te 6 heures du matin jotul beneen bi ci topp période bi mu tombeeloon 1 heure 2 heures du matin la gaal di waroon dem géej nga xamante ni damay wax ni mool ku la dàq dem géej moo la dàq jàpp jën mais ku la gën a mën a teel a tëmb moo la dàq jàpp jën parce que jën dañ koy yee mën koo jàpp mais ci jamono bi mool yi def loolu bu ñuy dem dina fekk maanaam jant bi jóg bu fekkee tombe nag mbeex mu leer li may wax ñii xam nañu ko bu fekkee napp buum la muy napp caas mënoo ci am loo nga xamante ne loo bëgg la bu dee napp mbaal moom waxaalewu ma ko parce que jën waa ngi nii di la xool parce que li ñuy ñàkk xel am nañu ay bët boo tegee mu wóor leen mbaal maa ngi fii ñu teggi jaar fële wàcc la fa ay conséquences yu mag a mag lan dund muy bi jiitu beneen bi ci topp mooy ñu yëkkati woon ab somme nodd ko ba ñëpp dégg ko mais koppar yi nañ ko génne vraiment sonn nanu te it li tax sonn nanu wala gën nanoo sonn mooy ñun ñi nga xamante ne xaj na dañ ni am ñag lu fay ñuul moo te am ñag ñu ñoo gën a sonn parce que kuy laaj bu gisee Mor Mbeng mbaa mu gis El Hadji Moussa mbaa mu gis El Hadji Sylla mu ñàkk fay di mi sax li muy njëkk a wax mooy waaye sa waay xaalis bi fu mu toll mel ni ñun xaalis bii ñun nañ yëkkati dénkuñu ko te état wax rek ñun ñu wax kon ñun nañuy dimbali ci charge yi nga xamante ne ñun moom la ñuy teg parce que ay charge yu rëy lay doon parce que dama boole ñaar si sunu temps bi nu am si leen sacrifier pour fas yéene taxaw dëkk bi war see dox suñuy soxlay bopp kon nag comme danoo sacrifier dañuy taxaw dëkk bi ba ñëpp xam leenu ci kon lu am rek kenn tiré si kenn ku dul ñun fi mu toll nii ku jot sax mën nañu bañ a dégg jaajëf mais ku jotul keneen jot dinañu diw moo tax jotuma loolu tamit ay mbir la yoo xamante ni état daf ñu sooy war a dimbali parce que nit bu fekkee dafa nekk ab responsable ni nga koy responsabiliser mooy nga dooleel ka ci maanaam yow loo wax mu jaare ci moom rogalaat agsi nga dimbali ko ba def loola malgré àdduna ci boppam du jag loolu moom du kenn werante mais ginnaaw àdduna du jagit lépp loo ngay wax bu fekkee da di fukk nga fexe ba def juróom-ñett yi dinañ xam ni yow jéem nga yàlla nag moom bind àdduna ci incomplet kon it loolu dañuy xam ne lu mën a nekk la mais bu fekkee boo waxee fukk doo def sax juróom ñett ngay def wala ñeent problème tamit mu ngay bëgg a am parce que tamit am na ci loo xamante ne day am leneen lu muy nuru si nga xamante li nga xamante ne moom mooy comme li may wax léegi rek Kayar dem na ba Covid bi jeex kilo coof jarul juróomi téeméer te ci instant boobu ci la prix bi doon dem ba flambé ba dem 7000 7500 6000 6500 léegi am nga ñetti pertement mooy 2000 lay jar bu guddee ba gudd 2200 2300 te léegi doon na jar 7000 xanaa kon léegi yow bu fekkee ñett la yow perte nga ñaari benn bi nga am doon nga jàpp keesu coof mu doon jar 300 et quelques mille nga jàpp keesu coof 90000 lay jar bu bëree ba bëri 100000 lay jar kon léegi ñun loolu phénomène boo xamante ne bu ñëw la mais am na ay mesures d'accompagnement yu ñu si wax kon mesures d'accompagnement yi warut a nekk lu ñuy wax jëf la war a doon te it jëfuñu ko jëm ci ñun mais ñi si gën a am problème ñun lay doon parce que bu seddu jotee ñun ñooy mujjee seddu bu nu waxee te defuñu ñun la ñuy indexé
parce que kuy séddale tamit bokk sa ña nga xamante ni yaay njëkk a sédd sa bopp bu jiiroo amee yow yaa ko indi te ñun ñi mawun loolu tey jii muy machine muy lu mu mënti doon heure bu yàlla dogalee maanaam ñu nodd ko dañuy ñaan yàlla nekk suñu mucc parce que bu njëkkee sédd luy njëkk a am rek mooy seen bopp lan fa nekkal mais bu fekkee yàlla dogal na maanaam lanu wax defuñu ko it heure bu moon bay rombee waa sa waay affaire yi nu mu demee wala ñu dégg ñu ni kenn am na ñun dañuy am problème parce que li tax mooy danoo jaare suñu ñëw wax bu ñu jaaree suñu ñëw wax bu sottiwul rek ku nu gis daf ni indexé wala bu kii amee ñun amunu dëkkable bu la nekk gars yi seen bopp lan fa nekkal te wax dëgg yàlla it nekkaluñ fa suñu bopp ndax bu ñu fa nekkaloon suñu bopp dañuy ñëw fekk rek affaire yi ñu daal di tijji def suñuy poste dem mais nag ay situation yu méttee la ñuy dund yoo nga xamante ni kenn mënul expliquer lépp quoi. kenn mënul expliquer lépp El Hadj Sylla Mbaye mu doon rek li nga xam ne it confiance tamit daf ci am solo parce que ki nga xam ne li muy xeex da koy xeex ngir dëkkam it dafa am ci anam yu leer it li mu ko war a tënk moom it mu xam li ko tax a jóg bu baax te xam ne nekkalu fi boppam askan bi moo ko fi teg ndax kóolute moo ko fa teg kon it loolu dina am solo ku ci nekk rek di bàyyante xel sa bopp kii ka yabal am ci moom confiance moom mi ñu yabal it am ci moom qualité gu rëy goo xam ne te di ci seet yàlla ci lépp lu muy def kon yéen it seen liggéey boobu ngeen xam ne du yombul ñu ngi leen ci jaajëfal te di leen encouragé aussi bu baax yàlla dimbali leen ngeen aussi ngeen def ko ci anam yu gën a leen parce que sànq ñi ngi wax par exemple yenn jafe-jafe yi nga xam ne jànkoon nañ ko maanaam wàllum lebal bi El Hadj Moussa mi ngi koy évoqué El Hadj Moussa parce que tey bu ñu nee dañu lebal ndax période Covid 19 bi am na ay jafe-jafe yi métti na te képp ki nga xam ne rek mi ngi dem géej mi ngi koy jànkonteel foog naa plaidoyer bi ngeen def mooy nañu bàyyi xel bu baax ñi ñuy lebal may leen sax ab diir donte mënuñu leen may xanaa El Hadj Moussa mooy sa plaidoyer. effectivement ndax xam nga wax naa la ni Kayar dafa am ñetti weer yoo xamante ni muy weeru août bi ñu ne septembre octobre bay jàpp sax novembre. waaw parce que at yi ñooy dox. yàlla moo def li fi génn dal di fi génn te li fi génn yaxanal la boo xamante ni mu ngi jóge ci comme li ñu wax ceinture bi ñëpp a ngi daw dal di koy song nag moo waral gestion bi gën a metti surveillance bi gën cee metti aussi fi mu toll donc ñu mel noonu boo leen di lebal te ñetti weer yooyu duñ ko liggéey nga bëgg ñu dal di leb rek dal di commencer fay kooku da ngay sonal ñooñu ngay lebal parce que bor bi daf leen di topp te en général fa muy mujj da ngay leen di sonal ndax moom itam fi muy mën di liggéey di gagner foofu la man di gën a man di fayee li nga xamante ni mooy borom donc waaye nde sànq da nga wax daf fi duggoon wax ci li nga xamante ni moo di repos biologique repos biologique soxna Mati Ndaw moo ko wax sànq mu nekk lu am solo ci géej nun ni nu ko daan defee moo di waxtu woo xamante ni gis nañ ni jën bi sew na nun dañuy def repos biologique bu dijee ñu dal di napp mais surtout nag li nu gën a metti ci yooyu yëpp mooy surveillance bi surveillance bi état daf fi indi benn embarcation boo xamante ni bu mag la wante vraiment ba léegi embarcation boobu mënta dem géej lu tax parce que machine yenu fa def mu war a ànd ak ñiy surveiller dal di dem géej machine ba dafa néew doole si embarcation boobu kon ñuy ñaan itam état foofu parce que nit it bu dee jàpp ci lenn li di si sonn boo ko bëggee dimbali da nga koy defal li nga xamante ni mooy matériel bu baax bu ko defee ñu indi canot gi wante ñu def si machine yu baax yoo xamante ni tey jii booy surveiller di nga mën a dem léegi dal di oññeeku léegi mais canot boo xamante ni tey jii boo ko tëmbaloon di nga def lu war a mat 4 heures de temps si diggante boo xamante ni nii du mat 2 kilomètres ndax lan parce que machine bi ñu yor moo néew doole ci canot boobu kooku it vraiment du nekk loo xamante ni luy dimbali nit la si surveillance bi ba tax na moyen propre la ñuy demee mais aussi ab ay canot yoo xamante ni comme ni ñu koy lëkkaloo ak sunu mbokki AMP yi ñu dinu jàppale ci loolu wax dëgg yàlla ñoo ñuy dimbali kon nag état fi nu féete dëgg ci moom mooy la pêche war nañu dimbali aussi si li nga xamante ni mooy wàllu surveillance. war na leen dimbali ci wàllum surveillance mu doon plaidoyer ba nga xam ne képp ki nga xam ne rek mi ngi dem géej jëm fii ci Kayar mi ngi koy def xam naa ne dañuy def benn clin d'œil rek ak ki nga xam ne rek moom mooy inspecteur de pêche bi fi nekk muy Mballo donc xam naa plaidoyer moom war na ko eggale jëmale ko ci ministère de la pêche it jëmale ko ci nguur gi ngir yi ñu xool yan anam la ñu mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci askanu mool gi dañuy wéyale rek ak suñu benn extrait bi nga xam ne jotoon nañ ko def ak El Hadj Maguette donc écoutons. Maguette ñu ngi laa tudd juddoo Kayar bokk si nag si cosaani dëkk bi nga xam ne seen maam ñoo sanc dëkk bi tey bari na loo xam ne tamit waa dëkk bi dénk nañu ma ko fi man sama carrière bépp ci pêche laa ko def naa Erasmus pêche
la ko daga si gaalu wat maa ngi retraité ci Sénégal mag ñuy toog ñu tey ñoom bi ñu daan dem géej ñun dañ daan teeru mais booba Kayar tefes gi yëpp foo xool jën la coof jarañ doraat ngot booba ton yi nga gis ni sax dañ ko doon sànni tey bu ñu demee ba xam ne jën yi nga daan sànni kenn bëgg ko woon tey moom lañ jël di ko exporté moom la ñuy fop pour nga gis que sax léegi dafa raar kon déjà war nañu xam ni stock bi wàññiku na bu baax. Kayar bokk na ci dëkk yi nga xam ne fu ñu tuddee campagne bi dañ ko ciy boole bu njëkk la nit ñi daan am ci biir campagne. bu jëkkoon campagne bu xasee ubbi képp ku yaakaar Kayar boo ñëwee la nga soxla di nga ko fi am di nga liggéey dem parce que yaakaar naa yaa ngi daan dégg coowal Kayar ñu naan bon dañuy tere seen géej mais non booba lii tey moom la ñu doon défendre Kayar mosuñu tere kenn seen géej Kayar dëkku teranga la mais nag lu ñëpp soxla ñëpp bëgg ko waruñu d'accord kenn yàqu tey Kayar am na raison ci dëkk yëpp même ñi nga xamante ne ñoo leen ko seqaloon sax d'accord nañ ni Kayar ñoo nekk ci dëkk ndax tey résultat yaa ngi nii tey octobre dee balaa moo dee sax di nga gis gaal yëpp commencé daw di ñëw Kayar ba mois de juin te ku ñëw yàlla jox la sa wërsëg loolu la Kayar doon xeex parce que ressource bi fokk ñu aar ko technique de pêche yu bon yooyu tamit moo yàq géej yëpp moo yàq Ndar boo demee côté sud bi yëpp moo ko yàq tey Kayar nga mën a tëmb 7 heures du matin midi nga teer indi coof mais beneen dëkk boo dem ci Sénégal di nga dem maare 10 jours 15 jours wala une semaine au moins pour door a mën a génn coof campagne bi passé demoon na ba gaali ngir yi amoon nañu problème yàlla xam na ni bu loon talal gi feeñaat si bi Tabaski baa jub si mu gaalu ngir dañu am problème gaali mbaali ñoo amoon lu ñuy faraatu lu mu néew ko bari parce que macaron bi doon na fi dee ci début bi mais bu ñu demee ba ci milieu bi muy si biir nord bi jën woowu kaay gu métti daf fi jaar ba ci fin bi lañu door a kii mais nag ñi am sens faraatu nañu dara mais am nañu si tamit ñoo xam ne xam nañu sonn trop par rapport daal campagne yu jëkk yi daal ak campagne yu léegi yi am nañu différence bu baax a baax a baax. yi nga xam ne moom moo ñu wéyale woon ci tefes gi xoolal ñu it mag yi nga xam ne it doon nañ yëngu jëm ci wàllum campagne de pêche bi moo ñoo ko déggandoo comme El Hadj Magaye ni mu ko waxee rek parce que nee na yenn engin de pêche yeeg yooyu yëpp moom mooy indi jafe-jafe yi waaye dafay fàttaliku rek Kayar bu njëkk ni mu meloon ak ni ko nit ci daw see wuy see. waaw boo xoolee sax soxna Mariam Kayar daanaka boo maanaam ci ni mu composé woo xam nga bàyyi as soxna fi sànq Tante Yoff Tante Yoff lan moo ko indi woon mooy waa Yoff ñoo daan def bu campagne jotee ñu ñëw dëkk fi bañ tudde maanaam ñu ni waa tante waa Yoff yaa nga nee loolu moo indi turu quartier bi muy quartier bi ñu nekk nii quartier bi fi mu nekk ay Saint-Louisien ñoo ko dëkk ba mu fees ñi fi dëkk ñëpp daanaka Saint-Louis mooy seen origine kon loolu firndeel na ni Kayar nekk ñu ñuy siisaate wala ñuy dàqaate mais lan la ñuy def mooy saytu te comme ni ko Baye ma koy waxee ko xool démb man mii nga xamante ne si année yu mujj yi laa judd li ma doon gis ba tax ma ni sama njàng mi naa ko wacc fële dem géej dama ne ba mooy ba 2003 géej gi kenn bëggutu doon lu dul mool mais 2006 bi mu jotee ñëpp a dugg ci gaal dem immigration clandestine parce que lan lañ gisoon mooy géej gi jeex na man bokk naa si 503 personnes yi nga xam dañ leen a rapatrier jëlee leen Espagne indi leen Kayar te boobu plus de 700 personnes dugg nañ at yu mujj yi nii rek li fi demaat c'est plus de 1000 jeunes yoo xamante ne dañu gedd dëkk bi complètement dem parce que lan dañu jën wi amatul te loolu taxul pourtant mu feeñ ne ressource bi ay nit wàññiku na daa war a yokk kon lan war a def mooy yokk gestion bi ngir gën a yaxanal géej gi te loolu lépp tamit dañu ko may ban egsi fii nga xam ne bu campagne jotee fu neex waaye mu jóge fa ñëw Kayar mooy li Baye ma ngay wax dañoo fekkoon paa yi di aar ñuy aar paa yi dañu doon aare Baye a soxna kas jékki ba si yaag ñu ne bu nawetee bu kenn laal géej gi nañ dem ci tool yi muy repos biologique dem ba si yaag bu nawetee ñu dem tànk bàyyi gopp gi léegi nag dem nañ ba tànk ak gopp yëpp bu parce que kii de sama benn doyen di wax coon Baye xaali nee na koy jooy du nax koy jooy te wax na dëgg ñun ñi nga xamante ne si tey ñun ñëpp ñoo doon nàmpalaate bu ñu amee problème kan mooy am jàmm te gis nga territoire du Sénégal laa la wax ren jii nii si pêche bu dul woon campagne de pêche u Kayar laa la wax yuuxu dina jëfun ko foogewuloon parce que lu wér bu wóor mooy mboolem koo xamante ne yaa ngi doon napp bi ñu arrêté circulation bi ñu ne tijji nañ fu neex waaye demal dafa mel ne ñenn man jour bi nga xamante ne c'est la Aliou Ngouille Ndiaye defee déclaration bi def ko à 11h avant 20h plus de 1000 pirogues teer nañ Kayar man maa la wax loolu man. waaw man ndax seede laa si doxantu naa démb foog naa ci tefes gi. waaye dafa mel ni sax. campagne bi est-ce que tëj na sax. parce que est-ce que waajul waat ubbi. wala ndax dama gis pirogue yi maanaam gaal yi du ñu. allongé boo noonu. bare loolu. waa loolu aussi yéem na ma El Hadj Sylla ndax tey bu ñu xoolee ni Kayar tey li nit ñi di daw di wuti El Hadj Moussa mi ngi koy wax maanaam ceinture bi ndimbal la
dimbalu yàlla la waaye ku ci nekk rek mi ngi ciy jël wàllam waaye ki ci mënti jël wàllam it na ko sàmm ci anam ya mu waree. ngir ëllëg bu fi teewaatee bu ñu ñëwee ñu fekk ko ci lu am solo la. waaw surtout comme li ngay wax xam nga yaa ngi doon wax naan comme campagne dañuy yaakaar ne dafay doog a commencé xañ na sax si benn côté bi nga xool mais boo ñëwee surtout si côté Tant Yoff bi gaal yi dañuy nekk ay ñetti rang. dañuy am première bi deuxième troisième te gaal yëpp boo demee ba 5 heures 6 heures 17 heures 18 heures. boo demee ba agsi da nga naan ana gaal yi ma fekkoon fii. mën ngaa taxaw xalangu plus de 1 kilomètre gaal du la téye ça veut dire que ni yëpp ñooy tëmb te li tax ñuy tëmb yaakaar la yàlla bu mu tas. parce que man si lu may wax rek mooy am naa ci gaal yoo xamante ni jour bi nga xamante ni si la Aly Ngouille Ndiaye waxee loolu. si jour boobu la ñu jógee à Saint-Louis ñëw. ñu sumay mool yoo xamante ni dañ may jaay. ceinture bi ñu demee ba tabaski bi jub si ñu def yóbbu xale delluwaat. mais bi ñuy ñëwaat. am na ñeneen ñun andiwaale ñu bokkul ak ñooñu. fi mu toll nii ñetti lan woon mais bi ñuy ñëwaat fi mu toll nii 17 lanu fukki gaal ak juróom-ñaar la. parce que Mauritanie mën nga génn mais mënoo dugg. beneen bi ci topp mooy li tax ñu war a yaxanal benn mbir rek doy na ci seede mooy ren jii gaal yi nga xamante ne ñoom ñooy filet yi. muy gaalu ceintournante yi mooy mbaal yi. mbaal moo nga xamante ni ndar dégg nañ la fa ci am nar. boo jógul Gunjur te Gunjur du Sénégal. Gambie la Kayar moom moo ci tegu ci nar la preuve mooy am na ay sëkkël yoo nga xamante ni commencé na di feeñ mooy ñun li ñu am si biir amatuñ dara parce que Kayar ginnaaw bi Gunjur taxawee Kayar moom moo ci tegu parce que moom mooy deuxième position ci gaal yi nga xamante ne moom mooy mbaal yi bu dee ci gaal yi nga di moom waxaale wuñ ko parce que Kayar à l'époque ñun bi ñuy jàng dañ doon wax naan moom mooy 3e port de pêche mais non fi mu toll mooy premier port de pêche ndax li tax mooy boo demee diggante Mbour ak Joal ci rajo laay wax seenu jën jógeetul ci Sénégal li ci ëpp mu ngi jóge ba Sierra Leone mais mu ngi jóge Guinée mu ngi Bissau ak Guinée Conakry bu fekkee da di à Saint-Louis bu tëmbee amul benn gaal buy jaar tànk yëpp gopp la ñuy dugg. tout récemment nga dégg seen problème yi ak waa Mauritanie yi. kon li ko waral lu mu doon mooy ñàkk gestion bu baax kon léegi état lépp loo nga xamante ni daf kaa war a mën daf kaa war a def. bi ci jiitu mooy mu fexe ni yaxanale la parce que heure bu ñu yaxanalee li nu amoon lépp mën nañ kaa bañ a amaat mais nan am loo nga xamante ni dinañ ci mën a toogandi dinañ ci mën a jàppandi beneen bi ci topp mooy phénomène bi moo di wax géej képp ko toog di ko analyser te doo ci amam tiit man dama naan sa xel des na parce que ay mbir la yoo nga xamante ni bu yàlla dogalee tey ji dara di feeñ nit ñi di am dara doo ci bàyyi xel mais diggante bi mu doon amee mu doon commencé de novembre à juin juillet léegi maanaam boo commencé novembre balaa décembre mu arrêté léegi dafay commencé waat janvier ba presque juin juillet mu amal la benn 15 jours wala benn 20 jours wala benn 1 mois après 1 mois yi léegi day taxawaat léegi presque booy seet année bi yëpp campagne bi lépp du mat 3 mois. te campagne ka yaa ñu doon wax 6 ba 7 mois léegi li ko waral lu mu doon est-ce que warut am ay jàngat yoo xamante ne dañ koy def. est-ce que warul am ay analyses yoo xamante ne dañ koy def. est-ce que warul am ay mesures préventives yoo nga xamante ni dañ kaa war a def ba li nga xamante ne moo fi nekk mu néew mu bari ñu mën kaa yaxanal ba nga xamante ni yàlla nañ si dolli sutura ba lépp loo nga xamante ni dañ ko bëgg ñu am ci loo nga xamante ni lu kawe njort la parce que bu dul loolu problème day gën a continuer di am rek. waaw yaxanal ba lépp li nga xam ne rek dañ koy def nit ñi mën cee bàyyi xel tamit lu am solo la parce que tamit jël ressource bi mu jeex après amaat ay jafe-jafe. gëm naa ne am na leneen la nga xam ne moom moo gën loolu El Hadj Moussa tey bu ñuy wax rek ban conseil rek nga xam ne comme émission bi moom li ñu desee bëreetul jeex na daanaka conseil bi nga xam ne rek moom ngay joxe pour une pêche durable ak une bonne préservation de la ressource naka la ñuy def ban am napp gu jaar yoon napp gu mucc ayib te it du am yenn yàq-yàq te naka la ñuy mën a def ba yaxanal li nga xam ne moom mooy suñu ressource. loolu day soxna Mariam daanaka yomb na. ndax bu ñëpp jéemee ci defar bàyyi yàq rek ñu dal di am. tey jii bu ma doon conseil ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk yëpp dama leen naan nan jël expérience de Kayar ñu jéem ko dal di boot ñu dox ci am at dal di xool lépp loo xamante ni luy napp gu bon la ñu bàyyi ko. bu fekkente ni jël la bu sew bu nu war a napp it ñu bàyyi ko parce que Kayar itam am na ñoo xamante ni danañ ci yàq mais loolu yàq it dañu koy joxoñ ñun waaw képp koo xamante ni dan ni yaa ngi def napp boo xamante ni dëppoowul ak yoon bàyyi ko bu ko dëkk yëpp defee jàmm dina am parce que itamit bu ko defee état
gën noo bàyyi xel nun acteurs de la pêche. parce que Mor wax na ko sànq am na phénomène bu fi jaaroon muy l'émigration clandestine. ña yóbbu woon gaal yi ñenn ñi des nañ fa wànde ñenn ñi dellu si nañ. am na noo xamante ni bu nu état protégé wul di géej gi di gën di sonn te ku ne xam na ni joor gi neexatul fa gars yi fa muy mujj mooy boo xefee xale yi dellu si waat ci immigration clandestine te ñaanu loolu. waaw ñaanuñu ko bu nu sañoon lii nga xamante ni moo nekk si sunu dëkk ñu di ko am muy ressource ñu jéem koo yaxanal ba sël du yooy giir du demee nen ñun ñëpp ñu bokk ci ànd ci de ndax ñu am pêche durable loolu nag dafay valable pour gaalu looco bi mais dafay valable pour gaalu yi nga xamante ni mooy pêche industrielle parce que pêche industrielle dafa am foo xamante ni daf nu fa sonal lool bu ñu demee bay xëccoo ak nappkat yi pélagique bi kooku vraiment dafa métti ci li pélagique bi doy nu ngay jël di ko joxewaat ñeneen di signé ak ñeneen ay contrat kooku aussi c'est dangereux moo tax bi ko ministre bi waxee ni signé wu ko nu ngi koy déggoo noonu mu ni signé wu ko wante daal ñoo ngi am ay jafe-jafe yoo xamante wax dëgg yàlla suñu sañoon pêche industrielle moom daal di ñuy jàppale état jàppale ñu ci pêche industrielle ba mu gën a dellusi à la norme li ci des mooy émission baa ngi jeex. et xanaa di la remercier bu baax soxna Marème. di ñaan yàlla lii nga taxawal muy la voix du littoral yàlla jàppale la ci. muy émission yoo xamante ni en tout cas nu ngi koy suivre au niveau ci groupe voix du littoral. ñuy waxtaan ci bépp fànn nag boo xamante ni buy jëmee napp gi kanam la. kon ñu ngi lay ñaan yàlla na la yàlla jàppale sa collaborateur yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf El Hadj Moussa yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax tamit di jaajëfal ak ki nga xam ne moom mooy El Hadj Sylla Mbaye tamit di la laaj sa mot de la fin lan la ak ban conseil ngay joxe El Hadj Sylla. waaw xam nga ni ko doyen waxee rek El Hadj Moussa ndax jàpp naa ni àdduna ngëm-ngëm montagne sa àdduna maanaam ngëm-ngëm mën na doxal montagne. tund wu taxaw am ngëm-ngëm moo koy doxal lii mettiwul jafewul. mais nag am na prix bi moom mooy volonté bi moom mooy leen mooy jël décision pour aar. parce que li ñuy def ñun kenn sant nu ko yàlla moo nu ko sant yàlla moo ni lekk leen naan leen waaye bu leen yàq. te géej ku ko yàq di nga ko gis parce que muy monofilament maanaam surtout bu daggee. moom la ñuy tuddee pêche fantôme parce que day continuer rek di napp yi dem dem beneen bi ci topp mooy mën na am ay at. parce que parfois bi ngay dem géej doon nga jàpp monofilament boo nga xamante ni da ngay xam ni kii lu mu gàtt-gàtt am na fukki at wala fukki at ak nangam. mais du tee boo ko téye nii rek mu bëgg laa gaañ. te ba léegi day continuer di mën a jàpp jën. léegi nag ñun li ñuy wax mooy na ñëpp adhéré si mbir mi adhésion bi moom mooy nanu jël décision pour aar. muy bi jiitu beneen bu ci topp mooy ñu xam ni tey jii ñun. suñuy maam dañoo wàccal kon ñun dañoo am sañ-sañam wàccal suñuy sët surtout conseil bi nga xamante moom mooy bi ci gën a rëy beneen bi ci topp mooy di la sant di la gërëm di ñaan yàlla ndaje bi yàlla buy suñu mujj daje lépp loo nga xamante ni yaa ngi koy bëgg ak di ko wax ci li nga xamante ni moom mooy la voix du littoral mooy jeexal na lépp moom mooy kàddu li nga xamante ni waa tefes gi kon it yàlla na nekk loo nga xamante ni tur wi dina uyu borom ba lépp loo nga xamante ni dañ ko ciy bëgg ak di ko ci yaakaar yàlla may na ci lu kawe njort ndax it loolu rek moom mooy suñu avantage moom mooy sunu sutura loolu it moo ñu jëmale sa kanam parce que lii Pa Badou Ndoye yàlla na yàlla yàggal taxawaay yàlla na yàlla wéral ko naan géej gi dafa ënn moom mooy wax ji xamante mooy ji wér parce que aar bu ko waxee rek dafa mel ni pikir bu ma pikir la ndax li muy wax da di dëgg ndax ku fekke démb fekke tey wala nga laal ci démb tuuti fekke tey bu fekkee loo nekk xale te doo taxaw di am ab taxaw seetlu ci lii yaakaar naa ni sa xel mën nañ la considérer comme bàyyi ma te warul demee noonu c'est pas trop tard que ñu relever défi bi c'est pas trop tard pour bien faire kon tamit nanu nekk loo xamante ni ñun ñëpp dañuy àndandoo rek di la sant di la gërëm jërëjëf El Hadj Sylla Mbaye ñu ngi lay jaajëfal yow tamit bu baax di la ñaanal it lépp li nga xam ne rek sumb nga ko yàlla yeggale ko jàmm El Hadj Moussa yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy taxawu it ci fi su ne yaa ngi participer taxaw suñu ginnaaw ci la voix du littoral ñu ngi leen di jaajëfal it ki nga xam ne moom mooy Mor Mbengue coordonnateur CLPA bu Kayar ndax moo dañ koy wax lu ñëpp soxla ñëpp bëgg ko sàmm ko da cee war kon lan mooy sa dernier mot. waaw soxna Mariam dernier mot bi mooy ginnaaw bu nu sant yàlla julli si Seydina Muhammad jaajëfal Serigne Touba
di gërëm bu baax mboolem acteur de la pêche yi nga xam ñoo nekk Kayar mais nag di ci jiital waa CLPA bu ñu nee CLPA wax nañ collège Linière wax nañ collège Saint-Tournant wax nañ femme transformatrice bàyyiwuñu kenn mais di beral gërëm waa comité de surveillance bu CLPA ak bu AMP ndax dañu liggéey boo xamante ne ren jii nii dafa jéggi dayo mais nag comme li ñu tëjee jëmale ko ci wàllu conseil mooy nañu gën a joxante loxo te xam ni lu ñëpp bokk nuñ koy def la lu ñëpp bokk dañ koy péncoo lu ñëpp bokk dañ koy péncoo balaa ñuy dem ci pàccoo parce que bu ñu deful noonu rek mën nañu am jafe-jafe kon nañu àndandoo ñun ñëpp xam ni dëkk bi li ma daan faral di wax rek malaaka dafa wàcc din defaral géej gi yàlla suñu borom noppi na bu yàgg li des mooy ba mu ñu joxe ay xale xalaat daf ne ni lekk leen naan leen te bu leen yàq kon yàq yàlla araamal na ko ñun nañ ko araamal si suñu bopp fexe ba mu tënku ci ba littoral bi yëpp tënku ci lool te ñu gën a joxante loxo surtout pêche artisanale ñun ñëpp au niveau national ñu joxante loxo xam ne dëkk bi réew mi ñoo ko bokk géej gi la ñu am te moom moo yor suñu lépp kon nañ àndandoo saytandoo ko salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Mor Mbengue réew mi ñoo ko bokk géej gi la ñu am nañu àndandoo saytoo ko loolu nag rek doon li nga xam ne moom moo tax a jug la voix du littoral fi nga xam ne dafay boole képp ki nga xam ne rek mi ngi yëngu ci géej bi di yëngu ci napp ak transformation ak lépp li nga xam ne rek moom moo ëmb géej ci la voix du littoral loolu moo ko tax a jóg ngi fas yéene joxante loxo te xam ne ni ñu koy waxee rek wat gaal yëgoo te bu ñu àndandoowee rek dinañu def lu am solo jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a doon déglu émission bi di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy sama invité ak ñi nga xam ne ñoom ñooy technicien la voix du littoral ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal aussi Seyni le technicien du jour ñu ngi lay jaajëfal bu baax jaa ngeen jëf waa Kayar. La voix du littoral. seen émission la bu leen banque mondiale may ñu ciy jox kàddu képp ku yëngu ci napp gi wala askan bi. ñi di dem ci géej yéen yéen a waral. jéeri ji at melokaanam pétrole beeg gaz beeg liggéey bi ci war géej géej li ci joox te di ko yàq xeeti nappin yi jaarul yoon ak li muy yàq ci géej gi yii ak ponk yi ni mel moom la ñuy waxtaanee ci seen émission La Voix du Littoral. Samba Jun caara yi ñëw leen ñu booloo ngir ñu ànd jàppale suñu moolee. La Voix du Littoral. seen émission la bu leen banque mondiale may ñu ciy jox kàddu képp ku yëngu ci napp gi wala askan bi. ñi di dem ci géej yéen yéen a waral. jéeri ji at melokaanam pétrole beeg gaz beeg liggéey bi ci war géej géej li ci joox te di ko yàq xeeti nappin yi jaarul yoon ak li muy yàq ci géej gi yii ak ponk yi ni mel moom la ñuy waxtaanee ci seen émission La Voix du Littoral. man ne bar ñi Tëngéej Samba Jun caara yi ñëw leen ñu booloo ngir ñu ànd jàppale suñu moo